ngeen jëf ci seen déglu ci ak seen ànd ak ñun ci li nga xam ne moo di télévision Futurs Médias comme ni ñu ko baaxoo di def dimanche bu yàlla sàkk ci waxtu bi ñu ànd ak yéen ci nuit de la lutte tey nag dañu fas yéene waxtaanee li ñu doon dund ak yéen ci RFM mu xewe woon ca arène nationale mu combat bu Pape Abdou Fall organisé woon boole ca Siteu ak Papa Sow làmb ja na mu tojee la ca xew loolu lépp dinañ ci dikk faram fàcce ko waaye itam daanañu am ay gan yoo xam ni tubaar fakàlla macha allah mat nañu ay gan ndax kenn ki dafa di ku sanc association tuddee ko FILS mooy association bi taxaw ci former ak insérer ñi nga xam ne di lutteurs yi ci ñu am métier kooku moo di sëñ Bamba Mbuub dina nekk suñu gan ci émission bi di nuit de la lutte waaye itam danañu dalal keneen koo xam ni mbër la nekk ci làmb ji am ci wàll mu war a ñëw itam ak ñun nu waxtaanee ak carrière am tolluwaay bi ak itam la moo ne ci kanamam ak itam naka la gisee lii xew ci làmb ji kooku di Bébé Saloum moom itam mu ngi ci plateau bi toog waaye ni ñu koy defee dimanche bu yàlla sàkk dañ ci ànd itam ak Alaaji Malick Thiandoum ànd ci ak ki nga xam ni moo di Papa Thierno Ndiaye ñu gungeenu ci émission bi ngir ñu mën koo waxtaanee Aj Malick maa ngi laa ziar di la dalal jàmm. maa ngi lay nuyu Malal di la ziar bu baax di mbég lool ci plateau bi tey ni mu bindoo. ndax suñu papa Thierno moom bu toogee rek toujours dama koy wax. lu ñu sonn bu ñu ko gisee ci suñu wet loolu daf ñuy yokk courage. ndax moom suñu papa la waaye suñu xarit la suñu conseiller la. Bamba nekk yi tamit ku nga xam ne depuis un certain temps mi ngi def liggéey bu mucc ayib jëmale ko ci tàggat mbër yi ci ñu am métier. mu nekk ci ku nga xam ni wax dëgg yàlla li mu ci formé boobaak léegi xam naa ne bu waxtaan wi xóotee dina la ko wax waaye tey ma am mbégte lool ci jëmm ji nga xam ne mooy Bébé Saloum ndax ci jamono yi ñu génn am na coow lu ñu ko dégg ba yoon teg ko loxo daanaka lu mat juróom-ñeenti weer caabi féete na ko gannaaw yàlla dogal na àjjuma bii passé la génn am lu ñu tuddee non-lieu total maanaam yoon topp ko dara. loolu nag ñu am ci mbégte lool ndax dafa bokk ci njaboot gi nekk jàmbaar liggéey ci làmb lu nga xam ne tey amaana fi mu toll nii sax carrière am waroon na dépasser foofu mais ndog-ndog moom fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi nattu fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. bu la ko yàlla tegee nga muñ ko nag yàlla won la bunt. kon nag li nga xam ni tamit moom la ñu nar a waxtaane bu ci kanamee mooy làmb Pape Abdou bi nga xam ni ca la ñu jóge nii franchement ak la ca am yëpp ñun ñi nga xam ni yëpp ay amateur lañu wala boog làmb nekk suñu xol neexul tey. loolu nag xam naa ne dinañ ci gën a xuus bu ci kanamee. tabarkalla Papa Thierno mbàyyi la nga nuyu ak waa Sénégal. Amadou Malal Golbert jërëjëfati séddale yombul. yàlla su la joxee ni la séddaleel cër yu mu dajale la. teg ko sa loxo kon boo séddalee rek te kenn merul alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla sunu borom. julli ci rasulullah sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñu woy jur ya nu ñu mel ñooma. waaye yal na leen yàlla leen teral leen bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ñu nekk yàlla na leen gënal fii ñu jógee. amiin amiin nuy ali bayti nabi waa kër sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuy Cheikh Ayaam mi nga xam ni tànk ya maamam Cheikh na Cheikh Saad bu nekke woon ci àddi am ci Chérif wóolu na mu waa bawoo ndey Chérif bàyyi Chérif rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di maamam du ñu sori de maa ngi yow buñ ne dareet yam ci moom dañuy xam ni góor naaru Guèye maamam Cheikh Youssou Ba Amaaray maamam Cheikh Ibrahima Guèye maamam waa kër mbaas ñooy maamam ku toog ci jalu grand sëriñ fël ne boo fële
kon bu ñu doon jaay ndakaaru moog ñi ma bokkal ndëpp ak sëla ba bu ñu bañee njëg gi yàqu maamam léppam dugg ci réew mi nag tey def na maamam doon def ñu ñuy waa ci xalifa généraux yëpp ak kilifa diine kilifa aada yëpp tey ñaan sunu borom yàlla na doon li jàmm ci réew mi bi jaay rasul sabaan ma nga sama jërëjëf Papa Thierno Ndiaye ñu daal di bàyyi sëñ Bamba Mboup moom itam bi toogal fii nekk président association FILS muy association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal moom itam mu nuyoog waa réew mi avant nag ñu jeexale ak Bébé Saloum moom itam mu nuyoog waa Sénégal. salaamaaleykum wa rahmatullah. a'uuzu billahi mina shaytaani rajim. ñu sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee fekk ak tal di julli ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. di sant suñuy waajur di ko jiital suñu maam Cheikh Ibrahima Mboup mi nga xam ne mooy kilifa famille bi yëpp. di nuyu sama sëriñ muy Cheikh Abdou Karim Mbacké moom sëñ Fallou. di nuyu waa fédération nangu digal Makaarimul Axlaa yëpp. nga xam ne jëwriñ Xaadim Ndaw moo ko jiitee. di nuyu bu baax waa association FILS yëpp. nga xam ne samay kilifa la ñu di ànd ak man di ma jàppale di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu sama papa Thierno Ndiaye ndax moom bàyyi la ci man. waaw moom ñoo bokk Cheikh Ndongo Mboup. ñu ngi koy siyaar bu baax a baax. mala di la nuyu yow it di nuyu di la jox sa wàccuwaay. di nuyu sama frère sëñ Malick di ko jox wàccuwaayam. di nuyu aussi Bébé Saloum ñu ngi lay nuyu bu baax champion. sa mbokk taalibe la sama mbokk taalibe moom ñoo bokk Serigne Touba moom tamit. waaw taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké waaw waaw ndeysaan macha allah xam nañ ko bu baax hasard amul waaw hasard amul di kontaan bokk ak moom plateau. di leen sant bu baax ci franchement accueil bu chaleureux bi di nuyu Mao Cissé di nuyu TFM yëpp. jërëjëf ak Youssou Ndour mi nga xam ne mooy kilifa gi. ak Amadou mi nga xam ne tey tamit fi lay liggéeyee ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp. jërëjëf macha allah jërëjëf. jërëjëf sëñ Bamba Bébé ñu am mbégte itam dalal la ci plateau bi ndax mën nañu wax ni kaddu yi nga nar a échanger ak ñun tey jii dañu koy jàppee ay kaddu yoo xam ni c'est en exclusivité nga koy waxtaanee ak ñun. ci fan nga bëgg dem ci làmb ji ci li nga xam ne moo daloon sa kaw ci dog-dog noo ko dundee ak itam lan nga ci am njàngat ndax dogal bi bu ñëwee sa kaw dafa forcément dafa am toujours une conclusion ñu bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal nuyoog soppe yi nuyoog mbokk yi. waaw El Hadj Malal maa ngi lay siyaar ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonente bi. sallallahu alayhi wa sallam. sant sumay ñaari waajur di wax onsi billah bismillah inna waliwu yàlla. onsi billah bismillah inna waliwu yàlla. onsi billah. bisimilah inna waliyu yàlla jërëjëf sëriñ Abdou Karim Mbacké naaru maam aw fa yàlla na fi yàgg tawér maa ngi leen di sant goo xam ne xam naa commencement bi waaye xaw ma fu mu yem di ko dalee ci sunu maam sunu papa Baye Thierno mi nga xam ne pisoom la yor rek di ñëw taañaañal uti la yow malal ngay nit ku baax sama Baye Malick Thiandoum nag moom ude matul seede ci béy bu feebar lu ñu ca wax ñu ne der baa tax moom xam na man xam naa yàlla xam na di nuyu sëñ Bamba mii nga xam ne ñoo bokk sëñ Abdou Karim borom Touba Bogo di ko dalal jàmm di ko ñaanal liggéeyam yàlla na ko yàlla defal tawféex li may njëkkee nag mooy baalu Sénégal gépp ak di baalu ñëpp ak baal naa ñëpp di baalu ñëpp li tax ma baal ñëpp mooy mun naa am juumloo naa ñu bari li tax ma war a baalu ñëpp mooy nit kaasal na ma lu mu gëmut wala mu xamu ko kon war naa baalu ñëpp war a baal ñëpp jàpp ni ndogal bu ñëwee as gor da koy nangu te tuuma alal gor la nattu alalu jullit la tuuma dal na ci sama kaw gor laa nattu ñëw na it jullit laa dund naa ko ba yàlla teggi ko sant rek dox jëm ci waaw maa ngi sant ñëpp ku luxum di sant sama goro bi sëñ Naar Addiya Ahmed Demba ñi ma àndal maa ngi sant ñëpp kuy njabootu sëñ Abdou Karim wala fu ku nit ku baax nekk maa ngi lay jox loxo di la siyaar di ñaanal ñëpp nag di wax gis naa seen taxawaay ci waa Sénégal gis naa ñëpp ñu ci jàpp sant ñëpp gërëm ñëpp ma ubbee loolu jërëjëf foog naa ne on a fait le tour de table ku nekk sant am ku nekk dugal sa kaddu léegi nag maa li ñuy waxtaanee mooy lamb ji ñu amoon tey jii ca stade arène nationale ca Pikine lamb la joo xam ni foog naa ne ci lamb yi ñu tëgg ci réew mi yëpp mooy bi ëpp li ñu ko xaar te yegg siwul yàlla def tey jii mu yegg si stade ba mel noo xam ni tubaab fakala macha allah képp kuy amateur képp ku bëgg lamb bëgg suñu cosaan sa xol sedd na waaye lamb jën na mu jeexee tax na ba ñu rester sur un goût d'inachevé ndax le grand combat n'a pas pu se tenir diggante Papa Sow ak Siteu lu ko waral ay violence entre les deux camps. C'est regrettable Malal li xew tey mais bu ñu dellu siwaatee rek ci tuuti en arrière combat bi xaar bi dafa yàgg comme ni nga ko waxee
daanaka lu mat ñaari at wala ñetti at mi ngi nii. mbër yi di ko waajal promoteur bi di ko waajal amateur yi di ko xaar axlu làmb di ko xaar ba yàlla dogal tey jii ñu jëmoon ci lépp rafetoon na ndax stade bi ni mu mel ak ni mu feese ki nga xam ne moom lañ tuddee bés bi tamit ànd muy Mame Boye Diao ànd ak le ministre des sports ak ay kilifa Matar Ba ak kilifa yu bari ñu ñëw toog donc dara desu ci woon lu dul ñu jëm ci li nga xam ne moo di combat bi li fa xew nag vraiment mooy blessure u Papa Sow moom moo tax ba ñu déclarer combat bi un combat sans verdict d'abord il faut nit ñi xam ne d'abord combat bi amul verdict lu tax amul verdict moo di ni dafa am lu ñu tuddee décision médicale moo di ni bi kii gaañoo Papa Sow gaañoo médecin yi xool ko gis nañu ni mënul bëre mënul continuer bëre loolu moo waral ñoom ñu wax ak arbitre yi ni leen ay la yéwén mbër bi mënatul bëre te ñun ñu fa nekkoon gis Papa Sow ni ko deret ji sange xam nañ ni bëre mënatu fa woon am parce que l'intégrité physique du lutteur moo nekkoon en danger a été atteint donc tey mu nekk lu nga xam ne c'est un incident vraiment regrettable dinañ ci def jàngat ci kanam tuuti ndax événement la bu nga xam ni promoteur bi waajal na ko préparé na ko en amont mën naa wax ni ci événement yi nga xam ne CNG réunion yi mu ci def musu ko def ci benn làmb ba ci sécurité bi ak yépp parce que les gens sentaient venir que ni ñu ngi jëm ci làmb ju nga xam ne à tout moment lu nekk mën na ci am 700 policiers Pape Abdou Fall jël na ko plus la gendarmerie les forces de défense et de sécurité ñoom ñëpp ñi ngi fa woon pour aar bés bi ba mu mën a egg ci jàmm malheureusement ça s'est terminé en queue de poisson te li ci regrettable moo di ne dañuy olof dafay faral di wax ni bu ñu la sédd ci gaalu xaj nga lekk ci olof dafay faral di wax ni buñ lay jiiñ dëm buñ la fekkoo ngay seeñoo yeeli liir te tey jii mën naa wax ne ñun ñi nga xam ne dañ doon défendre làmb am nañu kersa am nañu yaraange tey ci li nga xam ne moom moo xew ndax lañ ñu doon waxal lépp nag mel na ni tey mérité nañu ko ndax dañ ñu doon wax ne làmb mérité wuñu stade bu mel nii làmb ay chaise plastique mënuñu cee toog dañ leen a war a wutal dër bu wow kong ñu cay toog làmb infrastructure bu mel nii mérité wu ko ndax sport bu violent la ña ca nekk dañoo violent kon tey bu ñu demee ba violence am ci làmb ba mbër gaañu ci ba combat ba nga xam moo taxoon askan bépp ñëw amul am nañ ci rus am nañ ci yaraange te bu ci kanamee dinañu xool les responsabilités naka la demee. balaa ñuy sori dañu daal di jël ki nga xam ne moo doon tëggal Papa Sow di Baye Demba Ndir bu Fass mu ngi si ligne bi ndax coow li ci diggante ñaari tambour major yi lañu ko situé ni tambour major bu Siteu moom moo doon defante ak Papa Sow ba mu am ci gaañ-gaañ bi yàq combat bi Baye Demba ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Nuit de la Lutte. allo. Baye Demba. waaw maa ngi lay dégg. foog naa ni Maawo déggantewuñu ak moom bu baax ci plateau bi. ñu lijjanti ko soogam di ñëwaat si moom. Pathier yàgg nga dem làmb waaye làmb ji ni mu jeexee noo ko jàngate. neexul kenn ñoom ñi jógoon ñëw di bëre si neexu leen ki tëgg làmb ji neexu ko neexul CNG neexul amateurs yi jógoon ñëw di seetaan si neexu leen fans club yi sax neexu leen ñoom baj jëwal yi ñoom lii am na mu juddoo ci biiri baj jëwal ak mbër neexu leen waaye dogalu suñu borom. loo ci mën sport ak ministre des sports a ngi toog ki ñu tudde làmb ji Mame Boye Diao yaru lool. allo. allo. waaw. waaw Baye Demba. waaw maa ngi dégg. waaw kay ñu ngi lay ziar mbaa jàmm nga yendoo. waaw. mbaa ñibbi ngeen ci jàmm ca arène nationale ba ci seen kër ya ca Médina ak ca Fass. waaw ñibbi nañ ci jàmm maag samay rak. tubarkalla en tant que tambour major naka nga dundee tey ji làmb ji ni mu jeexee ñu gis sa ay moromi tambour major xuloo ak mbër mu mag bokk mbaba yàqu ci seen loxo. waaw man maa ngi lay nuyu. du nuyu Tos Thier. maa ngi lay fay bu baax.
waaw maa ngi nuyu waale tamit maa ngi cànd moomu nga toogal. di nuyu télé bépp di nuyu Sénégal gépp di masawu ñëpp di masawu Papa Sow di masawu tamit Pape Abdou Fall moom mi nga xam ne tey moo woote woon tey ci bés bu rëy bii tey ñu gis lii mooy li ma dama wax sànq rek mën a ñun géwël ñun danoo yor puso rek xool diggante yu ñaaw yi ñuy fas ndax géwël loolu mooy rolam man day ku ma xam day yàgg naa dem ci làmb mën naa la ma ca jamonoy LM bi ma doonee lu ndaw laa dem làmb ca jamono jooju ma si dem yu ñaaw yi amu ci woon ndax nit da dam xaar dimanche jot mu sañse ba jekk ànd ak njabootam ñëw ci stade bi te coow di ci am mais man lii ma gis nii tey dama ko ñaawlu trop tey boo seetee tey Siteu jaabante na sunu yoon jaabante na fa yoon te ñi ma àndal kenn yënguwu ci ndax ñun duñu doxee ñoon ndax ñun ñu ñooy baj jëwal ñun xamuñu dara lu ñaaw waaye tey bu ma gisee lii tey samay nawle def lii tey dama rus trop. mais Baye Demba. waaw lan moo xew dëgg-dëgg diggante tëggikati Siteu yi ak Papa Sow. man xam nga bu njëkk ba tey jéeli sama rakk la ñun fi ñu nekk a toog tey jéeli dafa jël ay sabaram ñëw ba fi ma toog nar fa toogee ma woo ko ba mu ñëw mën a ko jéeli mën a ko lii ngay def nii waru la ndax ñun ay nawla lañu ñoo bokk li ñuy def mun a ma noo xam nga ak ay waxam non dan naka pour mu ñëw fi ma ne ko même bu la ko waxee sax bu fi indi say sabar ndax man fi nga toog tey du ma xool tey lu ñaaw ma koy def ndax fi nga toog tey man yëkkatiwuma samay sabar ba ñëw ba ci yow moom dafa déplacé woon mais bi ma waxee ak moom moo xam ne li ma ko wax dëgg la mu dem ak ay sabaram tey stade bi tey man li ma gis daal man rafetluwuma ko quoi waaw rafetluwuma ko caram ndax géwël lii du rolam ñun dañuy xool diggante rek ñu ñaw waaw tey lii rafetluwuma ko dara ba pare beneen bi mooy tamit li may tëgg ay muusu ndoxoog ngeen baal ma ci wax ji ay saw sax doon ñu ko dem sànni te lii ñaaw na waaw lii dafa ñaaw lii kenn rafetlu ko ñun bi ñuy sànni ndox man ak ñi ma àndal tey ku si nangaroon nu yëngu sax dama naan la bul yëngu li ñu fi indi mooy nu ñëw bëggal doomu aadama yi indi sunu mbër mu tuus bu nu paree ñu ñibbi ci jàmm ndax ñun loolu la ñu xam. Malick. waaw mi ngi noonu. Baye Demba. waaw. maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar. waaw xam nga wax nga ko léegi Siteu lu bari yoon traversé na yow fi ngay tëggee jëm ci tambour major am. waaye tamit ñu gis ni ci wàllu organisation bi Papa Sow tamit buy ñëw ci yow day traversé tambour majoru ñoom Siteu. loolu est-ce que yaakaaroo ni ci wàllu organisation am na foofu faay ndax kenn warul joteeg sa morom ba nga xam ni boo waree dem ci sa bat géwél da ngay traversé beneen bat géwél bi. waaw foofu juum nañu. ndax mbër dafa war a dend ak tëggkatam tey boo seetee man fi ma toog. tey yoonu Siteu la. voilà. tey fii jili toogee foofu yoonu Papa Sow la. mais tey ni ñu ko organisé vraiment teguñu ko ci yoon daal pour man. waaw. xaw ma nag ni stade bi bindoo la xaw ma nu mu demee noonu waaye lii moom maa ngi koy doog gis tey. lii moom maa ngi koy doog gis tey. merci beaucoup Baye Demba. mais Thiandoum lu mu lay waxaat mooy. waaw. nanu indiwaat xel li rek nanu indiwaat xel li ndax lii dafa ñaaw tey boo jugee lu nu wax ñu ne làmb tey lii amaat ñun fan lañ jëm. wallaay. waaw ñun fan lañ jëm. loolu laaj ci moom maa ngi jégalu ñëpp di ñaanal Papa Sow yàlla na delluwaat ci jàmm. waaw di ñaanal waa Parcelles ñu nekk ci jàmm waa jàmm gën tamit maa leen di ñaanal ñu nekk jàmm ndax ñun doomu réew mi lañu li may wax naan Sénégal benn lañu drapeau bi vert jaune rouge la étoile ci digg bi. kon noonu moytu yu ñaaw yi ñuy def. jërëjëf Baye Demba. waaw. Baye Demba. li Malick wax rek laay baamtu. waaw.
ndong moo gis yiw sunu borom la. Papa Abdou Fall bëggul woon lii. déedéet. yéen bëggu leen woon lii. ñi def lii sax rëccu nañ ko ndax bëgguñu woon lii. déedéet. Siteu day aw ci sa wet day sa kanam lay jaar ñu duma ndënd yi mu jàkkaarloog ñoom njuug fecc bàkku bégal amateurs yi bégal sax ñu xam ni duñu ay supporteram. dëgg la. kon war nañu mën a bàyyi Papa Sow bu jaaree noonu di ñëw. ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko parce que Siteu ak Papa Sow ñoo bokk ndey ak bàyyi mag ak rakk lañu. merci. ku ci ne yaay sa trésor marom. dëgg la ay adversaire u 1 minute lañu. du sax 30 minutes 1 minute rek la. dëgg la. buñ sifflee rek jeex na. te ku ci ne yaay sa alalu marom. kon bu fekkee ni ñoom ñoo mën a dékkonte ci seen biir waaye ñi ñu indi nañuy waxtaan ak ñoom. merci. parce que gis nga Siteu bi lépp jàllee nee na yàquloo ma kenn dara yëngaloo ma kenn dara Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi wax ko ci kaw. dëgg la. kon ma yaakaar ni war nañu mën a gën a toogaat suñu biir du ay étranger yu daje. déedéet. ay doomu réew mi ñoo daje. merci. ay ressources réew mi ñoo daje. ay royukaay yu réew mi war a doon modèle ñoo daje. kon ñuy àndal nañu fexe ba ñooñu doon ñoom ñuy moom ñoom. merci. man loolu laa gis. li nga noonu père. loolu laa gis. Baye Demba pour ñu jeexal waxtaan bi ak yow pour mën a jël beneen camp bi waaye itam waxtaan ak ñi nga xam ne si plateau bi ñaari laaj lay boole lu tax Papa Sow jógee Fass dem sos écurie Parcelles ñu gis tey ña ko doon tëggal ba mu nekkee Fass ñoo ko tëggal relation bi ngeen am ak waa Papa Sow ndax mën nga si ñëwaat tuuti waaye itam ndax mën nga ñëwaat si Papa Sow dëgg-dëgg bi mu jógee si cumbukaayam di ñëw romb bët géwél bi fan la doon dem ak la ma ko taxoon a jóg. waaw tey xam nga comme li ma lay wax Papa Sow tey Fass la juddoo sunu ginnaaw kër la juddoo. tey mooy li ma lay wax nee naa la ñun ba géwél lañu ñun amuñu sens interdit. mais dafa am loo xam ni Papa Sow dama ko sëkk ak moom loo xam ni lu jiitu sax làmb la ndax dëkkoon nañu maag moom fële ca unité 15 ñu jàkkaarloo kër muy gor nag booy seet gor ba ñëw ci Papa Sow téye ko xamul dara lu ñaaw. maanaam yaa may dégg. maa ngi lay dégg bu baax Baye Demba. léegi nag kóllëre boobu nag moo dox suñu diggante biñ ko njëkkee laaj dan na ko ku lay tuusal mun a Baye Demba Ndiir moo may tuusal. loolu rek doy na. te nag muy doomu Fass nag ma juddoo Medina yoro Fass beneen bi mooy tey li naay ñàng-ñàngaan ku màgg rek bay sa daara. xëy na foofu la toll ndax am na loo xam ne tamit dafa nekk ci ginnaawam pourquoi pas warul mën a am écurie boppam dara ñaawul ci digganteem ak waa Fass waaw dara ñaawul digganteem moo ak waa Fass kon dama ne tey Papa Sow bi mu jugee ci cumukaayam dara lu ñaaw yëkkatiwu ko woon ndax bu sañoon tey bëre ko ci jàmm mu jeex ci jàmm loolu rek moo ko yëkkati woon malal du leneen nag. jërëjëf Baye Demba sëñ Bamba yow da ngay lutter contre la violence dans l'arène mais si beneen forme si fexe ba mbër bi am une formation diplômante am une formation qualifiante am une formation sur les 3C mooy les comportements le comment vivre le comment être avec les gens et le comment faire boo gisee lii ak li ngay prôné naka nga koy jàngate. waaw Malick kii Sëñ Malal question bi am na solo xam nga àdduna lépp civisme da ci am solo muy éducation yar ak teggin ak formation parce que man mii di wax ak yow làmb rek moo ne ci man man Fass laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo ci laa soog a ñëw dëkk Parcelles Assainies kon nag maa ngi nuyu waa Fass yëpp di nuyu parcelle gi ma jóge unité 1 ba 26 à l'âge de 19 ans laa def aventure en Europe mais bi ma fa demee yàlla def ma yàgg bëgg liggéey sécurité du ko rapproché bi ma demee tubaab bi nga xam ni ñoom ñoo ma war a recruter pour ma liggéey ak ñoom ñu ne ma nit lépp lu muy def dañ ko war a tàggat mu am formation professionnelle
moo dañ la war a dañu war la da nga am loo lu ñu war a def sa bopp. bi ma ko defee 6 mois liñ ma jàngal mooy éducation yar ak teggin ak dal. mooy nit ma liggéey fa fukki at mais dañ ne tukki jom la ñibbi si fulla la. ba ma fay jógee ki ma doon liggéeyal amoon ci man cofeel lool bi may ñibbi si Sénégal d'accord ci mais nit ku ne sa réew nga am. ma ni jot na ma dem xool ban facette laa war a mën a jàpp ci làmb ji bi ma ñëwee dagg licence promoteur di tëgg ay làmb mais booy seet li ne ci mbër Sénégal ëpp na 8000 licenciés. mais écurie bu ne bu amee 100 lutteurs mën nañ ni at bi xëy na 10 wala 20 ñoo ciy bëre. bu dee dina ko léegi nag loolu booy seet jëmalewul réew kanam. déedéet. ci la credo bi ñëw muy un lutteur un métier ci laa ko taxawal waxtaan ceeg ay gor andi ceeg ay gor di ci liggéey ak ñoom. noonu ci laa ci am samay ndigalu waajur. seeti ci sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou. macha allah waxtaan ceeg moom. mu rafetlu ko nee ma li ngay def nii promoteur yu bëri dañ fi ñëw ma leen di ñaanal mais lii man bénir naa ko. macha allah ndax jaamu yàlla la. bëgg jàppale mbër bi mu am formation métier kooku am nga ci sama ndigal. sëñ bi jour boobu moom ma njëkk a jox 1 million. ne ma demal nga doxal. ci laa ñëw. kooku mooy sëñ Abdou Karim taxawal association FILS. de passage ma ci nuyu waa association FILS yëpp. muy formation insertion des lutteurs du Sénégal. ma seeti ci le ministre Dame Diop le ministre de la formation professionnelle. waxtaan ceeg moom mu rafetlu ko ne ma initiative bi ma njëkk kontaan mooy le fait que nga bàyyi Europe ñëw Sénégal. lii ngay def nii ñoo ko waroon def ñoo waroon dem ci écurie yi di former. kon dinañ ci ànd ak yow. moo ma njëkk recevoir à Diourbel kon maa ngi koy nuyu mook service am yëpp. noonu ci la ma woo Diourbel ci benn forum boo xam ne dañ ko organisé woon ñun ñëpp ci la woo direction am yëpp muy 3FPT ONFP direction de l'emploi ak ANAMO. actuellement Malal formé nañu 300 et quelques lutteurs. yoo xam ni ci métier garde corps rapproché ak yeneen métier. am na yeneen corps de métier parce que du garde corps rapproché rek. c'est ça. parce que sécurité garde corps rapproché am na ci. agriculture am na ci pêche am na ci yeneen am na ci. ni ñu signé convention ak Dame Diop noonu lañ ko signé ak Macoumba Diouf ci horticulture. noonu lañ ko signé ak ANAMO ci parce que ñi ñu njëkk a formé. 30 lutteurs yi ñu njëkk a formé sérigraphie ANAMO lañ ko defal. sécurité garde corps rapproché nag nekk métier bu noble aussi. parce que tey dafa nekk métier boo xam ni réew mi dafa am insécurité. te du fépp am poste de police wala gendarmerie nationale. mu nekk formation boo xam ne tey boo demoon di ko def di ko fay di nga fay 600000 wala 500000. pour def am diplôme bi. mais nag avec l'appui de Dame Diop avec ses directions moo tax tey ñu mën a former 300 et quelques lutteurs. fi mu toog nii ki fi daan toog. waaw di Tidiane Faye moom bokk na ci formation boobu ba am léegi 300 lutteurs yooyu. tey ils sont devenus des professionnels bu njëkk da nga daan dégg nervi mais tey waa Fit Protection International ñoo leen formé ba tey nekkatuñu ay tey bu ñu doon wax nervi. mbaa nañu comité d'action. waaw léegi ils sont devenus. waaw comité d'action xawoon na fi tam. tu as compris. waaw léegi 300 lutteurs yooyu. fa déjà formation bi c'est gratuit. mais la semaine passée j'ai signé une convention état employeur avec le directeur de l'emploi ba jël na ci 35 lutteurs. avec tey dañu ne association FILS toftal ci leneen muy arène bi sécurité. 35 lutteurs yoo xam ni Quench Nekoral Tija. ñoom ñëpp ci lañ bokk ñoom ñëpp ci lañ mbër Quench Nekoral. Eumeu Sène junior tey ils sont devenus des diplômés et des salariés ak ñoom Kona. ak ñoom Tafa Gueye numéro 2. bien loolu mu nekk lu am solo loo xam ni. tey dina wàññi chômage yu Sénégal. beneen bi mooy li xew tey arène nationale mooy li nga wax. man bi ñu taxawalee association bi taxawal arène bi sécurité. seeti naa le président du CNG Bira Sène bind naa ko ñaari courrier Max moo ko recevoir ak ñambe ma seeti ko parce que boobu man awma lu ma gënal Sénégal te ñun làmb mooy suñu sport national tey réew mu ne am nga sport bu noble mais ñun Sénégal làmb lañ am te làmb ji warul ak xoola stade bi ñu am Afrique ñun rek ñoo ko fi am 32 milliards ñu investir ko ci. mais ñun liy defar rek moo ñu tax a jóg. ci arène ma seeti Bira waxtaan ceeg moom président CNG ne ko président man li ma bëggoon mooy ñu jéem a xool nu ñu lënkaloo parce que actuellement formé nañu 300 lutteurs. yoo xam ne actuellement ils sont des professionnels. te formation bi ñu leen formé tey tàggat nañ leen sax ci stade tey force d'ordre bi bu ñu nekkee ci stade bi ñu jéem a xool nu ñu àndeek ñoom jéem leen a jàppale ci liggéey bi protocole de convention boo xam ni.
FILS ak arène bi sécurité da koy signé ak Bira Sène parce que yu mel nii tey day am solo jeunes yi bu ñu fa nekkee tey mbëri ñu formé nekk fa yéeg ci kaw tribune yi di sensibiliser xale yi di woowaat rek xale yi. ba pare dañuy xamante sax ak ñoom. ñu xamante loolu man seeti naa Bira parce que ci làmb ji lañ bokk ministre sport bi muy soog a toog di fal Bira daf ko ne surtout la formation professionnelle. te yéene gi ñu am mooy 3FPT tey déjà le directeur de l'emploi bëgg na dem ak man ba 1000 lutteurs yoo xam ne dañ leen di embaucher chaque mois ñu leen di fay ci état employé. mais 3FPT ren la directrice Abi Sey daf ma ni dinañ gën a renforcer 14 régions yëpp fu mbër nekk ñu former ko ci formation bi mu bëgg moo xam agriculture moo xam sérigraphie moo xam sécurité ak leneen kon nag ñun am nañu wàll ci làmb ji tey li fi am nii man waxtaanoo naa ci président te man ba léegi maa ngi ci tey war nañ def protocole de convention yoo xam ne 300 ba 400 lutteurs yi ñu formé war nañu mën a wàcc ci terrain bi xamante nañoo ak supporters yi xamante nañoo ak amateurs yi yéeg ci turbine bi jéem a xool nu ñu saafaaraa jafe-jafe boobu kon déjà man loolu noonu loolu man ak association FILS mën nañu engagé wu ci loolu def ak moom benn protocole de convention boo xam ne nañ mën a liggéey loolu Bébé Saloum di la ci invité parce que di la mastawu aussi li la dal métti na mais lii nii ñu nekk nii invité nañ la ci dinañu fexe nga am formation qualifiée fexe tamit noo amee emploi weer bu dee bu ne ci kàttanu yàlla nga mën a di dimbali sa njaboot te du la tere bëri ndax Tidiane Faye fii lay Tidiane Faye amandaw caatu yara nekk consultant tey ñu ñoo leen formé am na combat ba tey actuellement ils sont devenus des fonctionnaires ñi ngi OFP xam nga tey bu fekkoon ni ñu lii xalaat bi mu joxe Malick ci xew tey Malick xalaat bi mu joxe bu am solo la bu am solo la tey bu fekkoon ni Tidiane Faye lii mu wax mook Bira def nañu ni lënkale seen lépp di liggéey Tidiane Faye féetewoo Lansar taxaw ca kaw xale yi nekk ci kaw gis Tidiane ñi ci suuf gis Tidiane bu Papa Sow laggatee wut si côté boobu gis ko bokk ci moom waaw bu xale yi ne ni yem ci Tidiane bu leen ne bàyyi leen danan bàyyi bu ne ña ca kaw yam leen danan yam c'est une bonne initiative. Très bonne initiative. Très bonne initiative. En tout cas, ñu ngi ko ci gën a encouragé. Bonne idée mais encore une fois li xew tey c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable et c'est dommage parce que dafay ternir image u làmb. beneen bi ci des aussi lu mel nii bu fekkee ne tey ay sponsor à travers le monde entier sponsor ñu ngi koy gis. du ñu sawar. wala du ñu ñeme ñëw ci la du ñu sawar amu ci Malick ñemeel wax du ñu ñeme waaw du ñu sax ñëw ndax tey boo xoolee ku ci mel ni président Gaston buy organiser matuwaay yi nga xam ni moom lay jël ak branding bi muy def ak sponsor yi nga xam ni ñoo koy wuyu si loolu dañuy bëgg promoteur yëpp am lu mel loolu mu yaatu te bu fekkee lu mel nii am na amaana ñooñu dañ leen di tiital ba dañuy dellu ginnaaw parce que kenn bëggul sa image nga koy associer ak violence ak deret juy tuur maintenant li xew bëgguma la njëkke ko sa bopp yow sa image de marque bëggoo mu yàqu man dem naa tey sax bëggu ko man bëgguma dem naa tey Pàcceer bëggu ko Cheikh Amadou Bamba dem naa tey Pàcceer ba ñu laaj ma man est-ce que du ma sax bàyyi est-ce que su du ma bàyyi làmb delluwaat ci football bi ma xamoon ak yooyu parce que li ma gis tey dafa ma yéem dafa jeexal suma xol alors wax nga ko léegi tambour major moom moo jote ak mbër ndax mës naa am ci làmb loolu man maa ngi koy soog a gis mais aussi il faut que dëgg bu jotee buñ ko raay nañu waxante dëgg aussi quoi man papa ku ne xam na ni musul yàq làmb ku ne xam na ni xale bu yaru la saa yu ñëwee ci làmb la ko war daf fay def jóge fa dem yoonam mais tey lu mu doon wuti ci biir tambour major yooyu ba loolu dal ko man loolu mooy sama problème. parce que am na ñu ma wax ne am na incident bu njëkk a am ci diggante Gora Sock ak tambour major yooyu. amul 5 minutes. papa dawe fa la ñëw dugg ci biir tambour major. mbuus bi Gora Sock yor. voilà ni da koy dem saraxe. la ko waa kër si tey nii yow doo jaar fii. man maa ngi def direct ci rajo bi. ma ni Gora Sock fii ma bëgg jaar du ma mën a jaar parce que ñii toog waa kër si tëlanu. police noo ko wàññi. mu yóbbu mbuus mi ci cumukaay li Papa Sow foqati mbuus ci loxo bi génn nii fii laay jaar xalaa ma njër bàjjo mu ni fii laay jaar xalaa doo fi jaar mu ni fii laay jaar ba la ca xew-xew ca ba la ca xew ci ba moom mu blessé alors que moom ci li mu waroon concentré wu mooy d'abord concentré wu ci làmbam waaye Malick am na beneen faute boo xam ni
ci organisation bi. moom laa la wax ma ne xam nga tey papa fi mu doon jaar. waaw fépp mënoon nañ ko supporters yi Siteu ñoo ko tiim. waaw fi mu doon jaar bala moo egg ci Baye Demba day jaar ci Jili soog a egg ci Baye Demba. kon foofu dañu waroon a benn toogu yi. Siteu. waaw fi mu doon jaar supporters yi Papa Sow ñoo ko tiim. mais day romb Baye bala Demba moo egg ci. day romb Baye bala Demba moo egg ci Jili. ci Jili. day aw ci Baye Demba day romb Baye kanamu Baye Demba moo tax Baye Demba di la wax ne ñu mu tuddati Siteu romb na ma rombati ma mais aw ma ak moom benn parce que problème. Siteu bi muy tëgg bi muy dem di tuus daa woon ginnaaw tëggkat yi Papa Sow yi. waaw voilà Papa Sow bi muy dem di tuus daa woon ginnaaw tëggkat yi Siteu yi. loolu nag sur le plan organisationnel loolu warul mën a am. mbër man bu may bëree ak Malal. fa Malal di jaar du ma fa jaar. fa may jaar waa këram Malal du fa du jaar. waa këram ku ne ak sa yoon. loolu mooy yoon parce que loolu tey moo indi coow li yépp te boo jotee tambour majoru Siteu dina la wax également que loolu moo indi coow li. vraiment loolu aussi c'est assez regrettable sur le plan organisationnel que lu mel noonu am parce que en amont Pape Abdou matuwaayam yi mu war a jël yëpp jël na lu mu mën ndeysaan. lu mu mën def na ko mais ndogal bu ñëwee da nga koy nangu xam ne cat xëy na moom moo sew moom moo dugg ci làmb ji mais en tout cas du image bu rafet ci làmb te mbër a ngi nii toog bu nga xam ne war nañu ci mun a wax ak moom muy bébé Saloum li xew tey gis nga ko amoon na fi mais xëy na dañ ci jëlul suffisamment de leçons ñàkk jariñu ak ki nga xam ne moo di Alioune Seye deux nu mel nii fa amoon ba sans verdict le combat bi tey jii lii am fi sans verdict la ñi ngi fàttaliku Siteu bi muy bëree ak guy gi dañ ko xaañoon Siteu mi waaw dañ ko xaañoon contre guy gi mais terewul mu bëre bi muy bëree mi ngi miir Boy Niang Garga Mbossé tam. Boy Niang Garga Mbossé aussi la même chose amoon na fi donc il faut que dans la lutte ñu xool naka la ñuy organiser wu ba mbër mi war a bëre ñu mettre ko en sécurité surtout ça mbër biy bëre warul mën a dugg ci lu nga xam ne dinañ ko ci gaañ wala lu boo xoolee deret ju bëri ji tuuru si Papa Sow parce que dafa nekkoon en activité. il avait le sang chaud il avait le corps chaud. il voulait lutter. il voulait parce qu'il s'était préparé ba simeeku. bëggoon na bëre ànd ak àll. mais moment boobu yaramam moo tàng mais dem na ba benn moment papa mi ngi titubé. parce que boobu mi ngi commencé di perdre connaissance deret ji tuuru bari na. les médecins ausculté ko xool état blessure bi ni mënatul bëre. les arbitres conformé wu à la décision des médecins ni combat du am bu combat amul nag. sëgg bëre amul verdict mënul am sans verdict lañ koy déclarer ba yaakaar naa ni tey li xew neexul ci xolu bébé Saloum neexul sama xol neexul ci xolu benn mbër di masawu Papa Sow ndax gaañu na di masawu Siteu ndax def na lu ne pour bëre tey ñoom ñaar ñëpp dañ leen di masawu promoteur bi parce que tey Siteu deful dara Papa Sow déedéet Papa Sow deful dara Siteu fan su Papa Sow defuñu dara Siteu fan su Siteu defuñu dara Papa Sow lépp mi ngi jógee ci Papa Sow bi mu duggee ci biir tambour major yi luy xew foofu la xewe te papa warul woon dugg foofu amoon na fi dañu bloqué Goro Sock waaw Bébé Saloum mu war a ñëw moom waaw alaaji ñu bloqué ko waaye maa léegi li ngeen wax dafa am solo ndax ñun dañ ñoo jiiñ bëtu guddi kon waruñ ñuy fekk ñuy soccoo yoolu gone dëgg la luy naaw na ko sànni yaa ko yabal buñ ñaan ñu dañoo bon chaque jour ñuy jaar ci yoon wa day metti war nañ di xoolaat bu baax li ñuy def quoi parce que papa tey maturité bi mu am ci làmb waroon na koo wane. tey sàccoon naa dem làmb ca direct ma yëngal. damaa soxla combat. damaa namm làmb. ma sol sama capuchon dem ci amateur yi yor tàng toog fa seetaan naa ba génnaat. bi papa di arrêté di deteelu sa maa ngi ko tiim. waaw mais waru fa woon a dem. dëgg la. en tant que mbër mu mag bu nekk ci conscience tranquille jàpp ni moom manœuvre làmbam waru fa woon dem. ndax géwél yi ñoom it. liñ def dañ doon aar seen mbër defe ne bu ñu defee xëy na bàyyi ko mu jàll seen mbër daanu. mooy njuumte gi bàyyi ceer wax rek. mais loolu war nañ koy organiser ba du am et puis ci organisation làmb ji nañ koy seetaat. parce que fi papa doon jaar du yoon. fi Siteu doon jaar du yoon. kenn ku ci ne foo ngay lagat daa war a tiim ñi nga àndal. ngir jàmm nañu. ma yokkal la. ci organisation dañoo defar bi mbër di duggee. cumukaay numéro 1 cumukaay numéro 2 ki njëkk ñëw ci ñaari mbër yi mag yi. mooy tànn 1 wala 2 mbër bi mujj a ñëw bi des rek lay jël. mujjee ñëw ak njëkk ñëw. moo ci warta am foog naa ne xëy dañoo war a ku ne ñu catégoriser la fi nga bokk. waaw déedéet boo ñëwee rek jubali fa. déedéet bu gën a gaaw mooy su ñu defee tirage noonu ñu ne cumukaay 1 cumukaay 2 ba ñu ne yow yaa jël numéro 2 bu sa waa kër bu sa ay géwal ñëwee. ñu ne sa mbër mi kat càmmoñ la toogee kon yéen toogee leen càmmoñ
mbër mee cumukaay bee la jël ma nga ca ndeyjoor ay géwalam nañ toogee ca ndeyjoor mu jeex. xam nga Malal dans l'organisation de la lutte ci arène bi ñaari supporters yi fexe nañu ba du ñu bokk fu ñu duggee du ñu bokk fu ñu toogee kon bi mu leeree ni supporteru Siteu ñooy féete nële foofa la cumukaayu Siteu wala féete fa la tambour major am war a nekk Papa Sow fi nga xam ne fa la ay supporter am nekk tëggkatam nekk fa foofu la war a lagge foofu la war a defee lu muy def mooy li bébé Saloum wax léegi sur le plan organisationnel am na faille mais aussi papa loolu nga xam ne tey dal na ko bu duggul woon foofu loolu du am loolu du am te sax bi góor a soog wàññeekoo sarax foo ko def bu yàlla ànd ak yow day ñëw na ko saraxe feneen jàmm am ndax boo xoolee combat Yaxya Jóob Yékini am na combat boo xam ne bi ko robel ne tourneel bi mu tourné public bi ñu ko faralul woon sax dañ koo mujj faral ngir nangu ndigal loola te jàmm gënu ay daal jàmm gënu ay maa ngi koy masawu nag papa grand bu baax la vraiment Siteu tam parce que seen combat bi dafa metti ci ñoom metti na 3 ans dafa metti ci ñoom ñetti at nga di ko waaj kon metti na kon maa ngi leen di masawu aussi da nga wax léegi si biir wax nga ni da ngaa nam laa ma sa yaram dafay xasan waaw fii da ngaa bëgg koo jàpp wulli ko ba noonu tege ko ñeenti avance la bëgg waaw ñeenti avance la bëgg mais li mu dund il faut mu dellu si Malick waaw bala muy ñëw ci li mu dund faille organisationnelle dafa am yomb na defar mais na ngeen bàyyi xel ci nii du parce que nee nañu cumikaay 1 fii cumikaay 2 fii nu ñu tuxal loolu baaxul baaxul làmb rawaan la mën nga ñëw war a am ndam boot rawaanu coow li doo am ndam ñu ne rawaanu ndam li fii la nga ñëw jubal fa li ma wax dëgg la fii lañ la digtal ñëwal toog fa kii fii lañ ko digtal ñu ñëw toog yàgg na am te dara du am xam nga nooy def maa mais lamb ji arène bi may ma ñëw moo baaxul pàcceer may ma ñëw ma ñëw dañ ci juum lu bari arène bi dañ ci juum may ma ñëw heure boobu yëpp dañ ko war a toj mën nañ ko rectifier ci organisation tey suñu fattoon carrément ni Siteu nii lay laggati ci ay mbokkam Papa Sow ñu baari fii ni Papa Sow fii lay laggati ci biir mbokkam fële ci porte d'entrée ba lu mu yàgg-yàgg mën nañ daje nii mais dañuy daandante kenn du jege sa morom dañuy daandante lenn du fa am bu ñu dellu see nag ci ba jëwal yi xanaa xamoon ne Malick ba jëwal day jàkkaarloog penku buy tëgg loolu dafa am lu ci nekk yóbbu na defar nañu toog waxtaan mais nag Pàcceer man day honnêtement ak li xew nii j'ai peur pour l'avenir parce que yow du yow rek ak waaw parce que am na làmb yu gën a garaaw yi ñu war a am ñeneen te nii ma gisee arène bi ni mu configuré woon nii tout le monde est en danger on est assis sur une bombe. Le 19 mooy le prochain grand combat. waaw diggante Boy Niang ak Tapha Tine mais man maa ngay xalaat diggante Balla Gaye ak Bombardier maa ngay xalaat diggante Modou Lo ak Ama Baldé ci stade bii Reug Guy gi ci stade bii man am naa ci tiit mais Bébé Saloum moom mënuñu bañ a wax ak moom parce que sax dañu woon du génn waaye xam naa ne li mu wax rek dara ta ko tàng mu ndax balaa ngay dugg ci li mu daj doo jël Lamine Samba mu faram fàccee ñu tuuti la mu gis ca làmb ji parce que mi ngi en ligne ñu libéré ko soog a ñëw ci Bébé Saloum ay ca ba tey Lamine yaay doxal waaw mais sama gars yi waaw maa ngi laa ziar ñoo ngi laa ziar sax la war a wax la team maa ngi leen di ziare waaw tënkal ñu la nga gis foofu non c'est que c'est-à-dire dafa am benn lu ndaw lu ma leen bëgg a fàttali jox leen ko parce que ci affaire u tëggkat ngeen di ci la jóge mais ci organisation bi dafa am faay bu ndaw bu ci am parti bi Papa Sow tracé loon ko pour mu jaar tëggukat yi Siteu moo fa nekk waaw beneen parti bi ñu teg fa tëggukatu Papa Sow est-ce que yéen a ngi may comprendre dañu leen croiser en fait war ñoo mën a croiser voilà mais Papa Sow fi mu jaar noonu di dem bu fa ay tëggkatam nekkoon coow du am mais tëggkatu Siteu moo nekk foofu beneen côté bi ñu teg fa tëggkatu Papa Sow est-ce que yéen a ngi comprendre fi may waxee. loolu la ñu wax léegi. dama ne
damay leeral rek parce que mbonaat moo xam la ca démb moom miy ruur ba ca Barça sànq ba léegi maa ngi suivre ba léegi génnu leen ci débat bi. fi ngeen nekk foofu la. ñun ñëpp c'est dans le but de bien faire. mais organisation bi fi mu xamee def faay tuuti mooy Papa Sow bu fekkoon ni tëggkatam yi dañu nekk ci côté bi foofu li muy saraxe mun na koo saraxe. arène bi nag ñun ñëpp ñoo ci war a dugal suñu loxo li Malick Thiandoum wax dëgg la nous tous nous sommes en danger. nan la ñu war a mën a def pour mu baax ñun ñii acteurs yi ñoo war a toog waxtaan ci suñu biir. te lamb yi gën a ñëw moo gën a ñàng ay site Papa Sow am na événement yu gën a garaaw yooyu mais damay wax ni rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye suñu lii buñ ko yàq salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Lamine Samba jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Malick. waaw wax ji rafet na dama wax ni bébé dama koy gërëm d'abord ci wuyu bi mu ñu wuyu si. may ñu exclusivité bi. ndax bi mu génnee ñi ko soxla woon bëgg a wax ak moom bari na. mais dama wax ak moom mu ni ma père. yow moom boo ma soxlaa damay bàyyi ba ñëw ci yow keneen ku may dem soog caa dem ma koy sant ci loolu. bébé mën nga dellu si waat très rapidement ci li nga dund ci juróom-ñeenti weer yu nga xam ne caabi féete na la ko gannaaw lu bari xew sa gannaaw ndax yaakaar naa ni soxnaam am na fi tuut tànk bi dellu. waaw lu metti dal na ko ci. wax dëgg yàlla mu dund lu métti mais ànd ko ak ngor parce que du ñu woon toog 48 heures yu ñu déggantewul man ak moom. mu feebar ci kaso bi ñu yóbbu ko pavillon spécial. mais lépp mu des ak ngoram. te fu mu waxee ak man daf ma naan père ma ne mu ni ma wóor na suñu borom ni defuma liñ may tuumaal defuma ko. ba yàlla xëy mu génn ñu defal ko non-lieu. waaw mooy am na lu mu dund setal nañ ko wecc yoon topp ko dara yàllaa ko setal moom xam nga tungu ni du teew ñuy nataal très rapidement mën na dellu siwaat ci loolu dellu siwaat ci li mu dund ak li mu dëgmal nan la ko nar a taxawe waaw papa man day waaw gis nga certificat bi moo nekk nii moom mooy li nga xam ne moom lañ ko bindal xamal ko ni moom non-lieu total la amee maanaam yoon topp ko dara amul dara lu nekk ci ndoddam lañu koy wane wa fàttali ni mu duggee woon ci kër le directeur de la maison d'arrêt et de correction de la prison spéciale certifie que le nommé Mohamedou Sey dit Bébé Saloum inculpé pour association de malfaiteurs, tentative de mise en circulation, de distribution de signes monétaires ou billets de banque ayant cours légal etc. organisé nangam ba ñu egsi ci fin bi ñu ne ce 24/11/2021 Pàcceer sa mbaxana mi moom may nëbb bindi en vertu élargie de prison mise xawma lan sur ordre du juge d'instruction mi ngi noonu en vertu d'ordonnance de non-lieu a été élargi de prison etc. Malick mi ngi sawet waaw mi ngi nii ci sama waaw merci beaucoup. Maawo indil na la ko fu ne. voilà Maawo jox na ma ko. jox na ma ko donc li ci am solo rek moo di ne. ordonnance de non-lieu élargie de prison c'est 26/11/2021 mbir maa ngi noonu Bébé Saloum. waaw Père Malick de lii bu ma juumut buñ ci njëkk a déggante dama ñu la. bu dee liñ may jiiñ maa ko def yàlla naa fa def 20 ans. bu dee taxee naa ci mbaa ma laale ci mais parce que Père Malick. mënumaa dund muy metti ñaari góor jur nu ma juddu ñetteel leen sëñ Abdul Karim Mbàkke di sama wasila di ñu dund loo ma karimul axlaa may jaay sama ngor. tuuma nag yàgg na ci gor nattu it yàgg na ci jullit. li may njëkk a def mooy ronkoñ laay waddal jooy la ko waa rëbës ak fu nit nekk di détenu metti na parce que kaso bi metti na 9 mois laa toog ci biir kaso kenn fekkuma sama kër jox sama njaboot 1000 francs ku ko def na ko wax ci tooñ ma mbaa kon dama leen a tooñ waaye su doon dama leen tooñ xanaa dinañ ma toppee dara ñu sante yàlla loolu mu nekk lu metti lu diir nekk naa kaso bay génn bi may teg sama tànk di génn laay doog a jooy ngir ñëw fa bata mënu ma leen a génne bi ko njëkkee ci sama rakk bébé Diène maa ngi koy ñeewante sama nawle Kaaw Cissé maa ngi koy ñeewante ak kull kuy détenu rek di wax mbokk ku am mbokk détenu na yàlla buur bi tax xam ni mbokk yàllaa koy tànn luñ mën a taxawoo détenu yi ndax léeg-léeg nga gis ko ci sol kostoog ci plateau di wax loo xamante ne si ñuy tëdd rëbës fa ñuy tëdd man sama xar yi nekk sama kër duñ fa tëdd
billaahi lu ndaw loolu rek laa ciy jot a wax li ci des nag maa ngi sant. parce que su ma waxee boo mutu dinañ ma jël si waat. te du ma ragal. maa gis ba kañ lay laaj. te lépp loo bañ ko nettali bu ko yóbbu ba mu teg ci bëtam. wax dëgg nag moom ku may rey ci nga may rey. juumloon nañ ñu bëri nag parce que ku ne bind na ci. tey su ma neexoon damay jël sama ordonnance non lieu presse bu ci bind. parce que chaque jour ma ne nañ bàyyi di rey nit di dundalee nit te presse bi dañ koy def léeg-léeg. wax ci Baye Alaaji Malick lu ñaaw wala lu doy waar pour sa soley jar nga jël ko dundalee ko sa njaboot rey nga njabootu jàmbur dama am jabar ami doom am famille am ay ñu ma sopp benn ci ñuy toog foo toog ñu wax ci sa ki nga bëgg lu ñaaw day metti te li ngeen koy waxal defu ko soo raaleel ni yow bind nga loo xam ni dundalee ji nga ko nit te nit nga rey doo ko dundal nit loolu wóor na wóorul daganut dañuy suuraale li ñuy def baal naa ñëpp nag topp ma kenn leen di baalu it aussi ñëpp man Baye Fall laa moom laa bëgg a doon makaarim la wax laa rek laa bëgg a dund ndeysaan jàmbaari Touba boo ko ji ñu may wooyee ca kër Sëñ Abdou Karim Mbàkke laa bëgg mu wér kaso bi juróom-ñeenti weer yi noo ko dundee sant muñ moytu gëm ni bokk naa ci njaboot Sëñ Touba en tant que sportif nga am liberté di dem di ñëw ñu tëj la nga am heure tëdd am heure yeewu encore que tëdd bi ak yeew bi sax entre guillemets la mais ndax doon nga waajal sa bopp ni bés dina ñëw ñu seetal la ci lii ñu la tuumaal nga génn wala jëlaat sa liggéey bu dee sa ndoxu bët may na la loo ci jot a gis ba xam doy na la am déet te duñ bàyyi dañuy continuer ndax nag xam naa li may xaar njaboot a nekk sama ginnaaw digg naa léegi wax ne da nga bëgg jël ñeenti avance su ma ko amoon tey yóbbaale ko foo teg sa bët Yékini Junior laa def ma ëffal ak waa ji yow toog Yékini Junior laa déparé xam nga kii tànn leen ni ci des mu ñëw day sama waay moo tax mënu ma wax ak moom lu bëri waaw man sama te li mu dund dama ko dund man en live bi ma koy xam ñu bari xamuñu ko dëgg la sama doom la yàgg di wax ak moom waaye gor la garmi la jullit la parce que nangu na nattu bi dal ci moom xam ni ndogalu sunu borom na te nga ndogalu sunu borom moo gis yiw mën na caa topp yàlla na ci doon yiw lim nga léegi te temps bu mu nekk léegi lim nga nii saa yi ma oowee kan xam nga man moo tax man mënu ma waxtaan ak moom lu yàgg parce que damaa la ubbil saa yi ma oowee dama doon yow yaay làmb déedéet man xam nga moo daan kee li tax ma ciblé ko làmb dañoo boole damaa daan Modou Anta al ko mu daan Yékini Junior waaw làmb dañoo boole damaa daan Modou Anta al ko mu daan kon làmb boole nañu gannaaw moom foo teg sa bët ñi ma teg sama bët ñëpp am nañ combat xale bi dëkk mais ci defet nga jógee man ci defet laa jógee waaw waaw war a rebondir war na waaw bëre moom it ci defet la jógee ci defet la jógee Yékini Junior Yékini Junior waaw wala kan waaw man bu ñu gonflé maa ci pour ñëpp Malick xam nga fu affaire bi ne en tout cas sama Baye Fall bi dégg si na daal en tout cas dem na dundi nattoom ci ngor ba ñëw di gërëm ku ci jàpp rek ñëpp ñu ci jàpp li ci des mooy man sama carrière laa suivre dëgg la te insha allah gëm naa ni 16 rois di sarène naa ci toog mais Diène Kaïré buñ la ko joxee lamb la dañuy bëre Modou Anta buñ la ko Diène Kaïré joxaatee daan na Modou Anta man su ma sañoon suñ bëree dimanche ma daan la lundi da nga ñëw ma daanaat la ñu wan ne maa la man li gars yi daw ay revanche dawuma revanche dawuma kenn man nañ ma indil combat rek man daal en tout cas bëgg naa ñeenti avance cey ndax nag waaw am na lu ma jàngi woon bëgg koo tari man am na lu ma bëgg a laaj de waaw mbaa duñ la seet si nga aj prix dafa xew de ma wax la pour bëgg wax leen bëgg na maa bëri aj prix promoteur bu may tëgg ñu ci bari lu ñu waxaale xaaj bi billet laa koy jënd may ko samay supporter kon xam nga ni bëgg naa bëre ku ñëwee dañ laa déy pertiam nga ni promoteur bu ma seet si buñ juboo sama xaaju xaalis billet laa koy jënd ndax xam sax yàgg naa koo def musuma bëreel promoteur te jënduma ci yow billet ku dul Gaston Mbengue ak Luc Nicolaï ñaar ñii laa xam ni musu ñoo lekk sama xaaju billet mais ku dul moom nag te tëgg ma te mbëri promoteur yi ma tëggul bëriwuñ ndax bëri naa ay combat bëri naa ay victoire coowal li mu perma li wax rek làmb day baaxoo léeg-léeg nga am ay ku moom am nday ku mu amul nday waaye làmb waroon na maa bokk ci 16 mag bi fi mu toll nii toll naa ni ñoom mën naa liñ mën ta def naa liñ def ñii dem rek a ma daan ñii dem laa daan ngéem lu Garga Mbossé ne Modou Anta ne ci Gambien ne ci Birahim de ne ci Jatli ne ci jarul lim doy na dëgg la man ma tas ci ngéem bu guy gi Reug-Reug Ama Baldé Moussa Ndoye l'an 2000 ñii ma daan ay champion ñoo ma daan ay champion laa daan dëgg la bu ñëw Moussa Ndoye revanche tey la gën a neex ñun ñu indi la l'an 2000
tey la gën a neex man ku ma dóor almayet bi. adversaire yaa ngi bëgg a kii soxla nañu adversaire ñoom itam. Forza mi jógee ci ndam bërki démb. wala sax Pakala mi man daal ñeenti avance laa bëgg laare leen ko ku ñëw baax na. mi daan. 100 ans am na beneen avance. jël na beneen avance. waaw defal ndànk bu ñu sori ñu toog bëréewuñu te bëréewoon na ñoom moom daan ko ñooñu nañ ko may revanche ñoo bëree si. ci combat am jafewul de. yu settali. combat am jafewul benn yoon. l'an 2000 daan na ma mu sàndooy daan na ma daanu na. waaw. mais ñooñu ñoo ma daan dem mais nañu ñëw ma ak ñoom ñu dajawaat. ñu xool ma daan leen dem. Modou Anta mi jóge ci defet bërki démb. Modou Anta maa la daan daje woon la ñu kaay ma mayaat la chance. bu jéen kay rek kaay promoteur yow dama daan Modou Anta jox la ko nga daan ko Tafatine daan la. ñëwal man dama daanu ñëw. kaay maa ngi ñu bëree làmb ñu boole. mi ngi noonu mais wax na dëgg kooku yomb naa jubal de. yomb na wutal ay adversaire de. bëgg naa ko laaj tam Malick. ndax Sëñ Bamba dafa wax ni faw itam mu fexe ba enrôler ko ci formation bi. wutal ko beneen métier nga xam ne da koy def ba noppi boole ko di bëre. bu mu doolee ko. boo doolee ko. man musuma gëm làmb kese. ndax maa ngi diplôme menuisier maa ngi diplôme boulanger te dinaa ci boole diplôme am. kon alhamdulilah ndax balaa neex faaw nga warum réew. te éleveur laa aussi. ndax njaboot a nekk ci sama ginnaaw. te lépp lu gor di am rus naa koo ñaan. dama ciy liggéey rek ba jàmbaar fekk ma ca dimbali ma. xar yi wéetaloon nañ la lool ndax bi ma la wooyee ca biir xar ya laa la dégg. waaw léegi nag mu nekk loo xam ne. moo taxit wax na ko ni bébé Saloum de démb la génne ci àjjuma ji ñoo ngi nii samedi nii ci RFM waaye ma nga ca biir xar ya. ca biir xar ya ca xaram keenee de mun na maa seet Ahmed mais mun na ma seede li ko woo ci réseaux sociaux xamul nu mu toll laaj ko lu ma ko wax. Père Malick laay dem waxal. wallaay à part sama mag Gris Bordeaux nga xam ne sonn na ci lool. bëggoon ñu def benn point de presse su ko organisé naa ko def. mais bu ma ci paree tourné naa passe boobu suma carrière laay suivre. parce que nattu la woon ñëw nañ ko dund nañ ko jeex. dëgg yàlla doo fi ne di justifié wu day mel ni kon leneen la. jokkoon nañ ci bëccëg dox naa si guddi dox naa si bëccëg toog naa ak sëñ Bassirou Gueye procureur de la République. sax di ko plaidel moom ak bébé Diène. li may bëgg a wax daal mooy li may def sa jarul ma koy wax parce que ñoom sama njaboot lañu. Père Malick benn ci question bari la yàlla rek damaa nattoo ñoom ñoo may woo ni ma père jàpp lañu man it yàlla nattoo ma saa yu ma jógee yàlla yombalal ma gis kilifa yi waslu ci àq ba yàlla dogal moom mi mu génn. yéen ñett daal laay boole benn question. waaw damaa gis boo laalee journaliste yëpp jóg boo laalee élève yëpp jóg. boo laalee jàngalekat yëpp jóg. transporteur. lan moo tax boo laalee mbër yi duñ jóg. kooku nag sa mbokk mbër yi nga koy laaj. déedéet yéen ñii lif mbër yi laa koy laaj. gis naa ci manque de parce que solidarité moom moo amul seen biir am na manque de parce que solidarité. mënuma d'accord ñu ne mbër yi. solidarité bi moo des. man tey fi ma ñemee dugg ci sama biir koñ. benn autorité ñëwu fa dugg. loolu mbër yi la koy laaj. ñi nga xam ne maanaam danoo safaanoo sax ñeme gi ma leen ñemee dem ci ñoom bàyyi loo leen ñu bàyyi ña fa nekk autorité ñemewuñ ko. su ma jógee mbooloo mi may topp duñ topp ña fa nekk. te jikkoy politicien man chaque jour dama naan dafa wérul daal. ba tax na du ma ko laaj lu bari mais day yàgg nag bu yàggee ñoom dañuy mujj aal jikko jooju ñoom politiciens yi. parce que yow yaa baax le rek keneen lijjanti woo ko. du noonu Saloum forme bii mu yor nii est-ce que du forme noppalu tamit nag. parce que bu dee noppalu it baax 9 mois ngay tëdd di yeewu ñu yóbbu le pavillon spécial foofu da ngay entraîné de. dafa mel ni forme bi forme. baax kii la de bu mu ci doon baax. en tout cas lu mën a xew jàmm daal dama ni waaye mais booy bi biceps ak affaire yi nii. lu mën a xew jàmm daal lu bu rëy. maa ngi sax gërëm waa pavillon spécial li ko dalee ci directeur ba ci suuf chef Ndour xam nga chef Guèye chef Bamba xam nga chef Félicité adjoint ñooñu daal vraiment def nañ ma noo xam man ak bébé Diène bi ñu fa nekkee man ak bébé Diène ñoo entraîné doo chaque jour. moom it mi ngi ci état de forme bu doy waar. entraîné foofu. ñoo doon entraîné foofu chaque jour di contact def lépp. bi ñu wéree ñu ngi doon entraîné parce que tamit nattu la dañ koy dund. lu mu métti dañ koy dund parce que ay góor rek a fa nekk. administration mais li may bëgg a wax daal mooy. nañ bàyyi xel détenu administration yi pénitentiaire dañ leen di bàyyi ngeen di entraîné. waaw ndax suñu tëjee ñoo moom suñu bopp. ba avant ñu ñëw tëj ñun mun nañ entraîné. ok. may ñu liberté ñuy entraîné liberté yi ñu war ñoo tëjji ci suñu droit boobu nag lu mu gàtt ñu def ci suñu entraînement loolu lay doon. ok tabarkalla nu libéré. mais daal maa ngi bëgg ñu bàyyi xel détenu yi nekk foofu noonu. ndax nag damay lott ci bañ a dugg ci fu xóot a xóot daal. ndax loolu indiwu ma fi. mais daal xam naa ni détenu doy na borom xel. bébé Saloum daal génn na
combat la bëgg. ay combat ñett ba ñeent. waaw buñ ko joxee mu jël. te ay yooyu yëpp mën na lu mu gën a dijj gën a diis gën a baax. jarul ngay xuus di dem. junj doy na borom xel. tubaarkàlla sëñ Bamba léegi gannaaw formation 300 lutteurs yi c'est quoi la prochaine activité. waaw actuellement ci 2022 bi. ñi ngi bëgg gën a yaatal formation yi parce que dañ ko bëgg def ci 14 régions Sénégal yëpp. ñi ngi ci war a ànd ak suñu partenaires yëpp 3FPT direction de l'horticulture ONFP direction de l'emploi parce que bu ñu sañoon licencié ak non licencié yëpp da leen di formé ñii bëgg def sécurité ñii bëgg def leneen direction de l'emploi nag le directeur de l'emploi Pape Modou Fall ñu koy remercier di ko féliciter ñu ngi bokk ci keppaaru Dame Diop moom ci kàttanu yàlla xamal na ma ni tey 20 000 emplois yi ñu wax bu sañoon tey incha allah rabbi bëgg na ak budget bu bees bi bu doon ba 1000 lutteurs ñoom ñëpp ñoom emploi yal na ko yàlla salaire macha allah bokk incha allah dinañ ci topp malal ba loolu noonu yëpp incha allah dina am yal na ko yàlla di invité lutteurs yëpp nañu rapproché wu ci association bi ndax mu nga joxe contact bi waaw 77 la parce que tey maa ngi remercier association FILS maa ngi remercier association FILS yëpp tey membres yi ci nekk yëpp maa ngi leen di remercier franchement ñi may jàppale aussi contact bi numéro yi 77 la 134 71 waaw 94 134 71 94 yaakaar naa ni daal malal ku ko def boo ñu jegesee daañ la dimbali ba nga am formation professionnelle ci kàttanu yàlla dimbali la ba nga am emploi loolu nag ñi ngi ciy gën a tàllal loxo le président de la république parce que yéen gi ñu am du ji njaagate mooy njaag de ànd ceeg ay gor bëgg rek jàppale xale yi moo tax lii tam ministre Dame Diop def ministre sport Matar Ba malal ñi ngi ko ci woo parce que tey ñi ay sportif lañu tey daam bu demee ba mën a jàpp ci mbir moomu noonu Matar Ba ku bëgg làmb la te soxla na ay stagiaires kon nag ñi ngi koy invité moom it mu ñëw dugal ci loxoom yaakaar naa ne bu ñu ko defee taux de chômage bi ñuy wax dina wàññeeku et aussi mbër yi dinañ mën di bëre ba pare di liggéey parce que métier dafa am solo ci réew loolu daal malal mooy yile bi nga xam ne moo ñu tax a jóg waaw Sénégal bëgg nañ daal bépp mbër bu fi nekk rek am formation am métier ci kàttan yàlla insha Allah kon ku ci bëgg def formation da ngaa woote ci numéro téléphone bi 77 134 71 94 sëñ Bamba Mboup moom mooy président association FILS di association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal 77 133 71 94 134 71 94 voilà mu ngi noonu kon sëñ Bamba ñu ngi lay gërëm bu baax waaw malal xanaa di la gërëm bu baax a baax waaw di sant yàlla rek di santati di leen invité parce que le 26 décembre bii di ñëw ci kàttanu yàlla sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou. Abdou Karim Mbacké comme que yàlla dafa def bi ñuy tàmbali. ak ay sama xarit. daf ñoo waa Malick loolu moom wér na. waaw dafa dugaloon loxoom ci mbir mi. mbaa xam nga ni Malick deuxième nga. waaw ah bon kon nag comme que dafa dugaloon loxoom day ci mbir nawalu mi guddi rek. ñun nag ñoo am reconnaissance boo xam ni. ñun ñëpp fas yéene nañu ñun association bi yëpp ak membres yeeg lutteurs yëpp ak le ministre Dame Diop avec toutes ces directions bëgg ko dem delloo njukkal. kon nag Malick ñu ngi la ci invité di ci invité Malal. ak Pape Thierno loolu dinañ ci sawar Baye Karim moom lu mu nekk ya nga ca ki la defal lu rëy aussi yoon la boo demee tey ba ñu mën a former 300 lutteurs mu nekk financement boo xam ne ay millions yu bëri la te ba nga fay dem yàlla def na boobu amoo dara commencé wuñu benn formation ba mën a jël lu tolloog 100 parce que bu ñu ko xaymaa 35 lutteurs de direction de l'emploi la ñu recruter ak ñoom Tidiane Faye te am na ñeneen ñoo xam ne yeneen structure jël nañ leen war nañ mat 100 kon nag tey yàlla bu ñu defee la loolu war nañoo reconnaître loolu dem gërëm ko sant ko. jërëjëf ñu leen ci invité yéen ñëpp. di gërëm association FILS yëpp nag parce que du man rek tey dafa am ay membres yoo xam ne ay membres yu ànd ak man. di ma jàppale yaatu na ku lim jum kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm waajur yi. di gërëm sama soxna di gërëm famille bi yëpp. Bébé Saloum dégg nañ la bu baax man sànq sama yaram daw na trop parce que dafa metti lool waaye li yëpp ci nattu àdduna rek parce que loo xam ni dal na nit ñu baax ñi. tey bu ñëwee ci yow na nga am courage man li ma la mën a wax mooy bu soobee yàlla ak yonent bi incha allah yàlla bu leen jàppale yàlla na ñu jàppale mais champion nga na nga góorgóorlu te xam ne ñu nit lépp lu ñu mën rek
pour ñëw def dara rek nañ ko def incha allah ci kàttanu yàlla. jërëjëf gars yi jërëjëf sëñ Bamba ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Mbuub. dellu itam di gërëm Alaaji Malick suñu sponsor bi nga xam ne si at la xaatim ak ñun contrat. muy meew l'écran dimanche jële ca kaw la ñu fi toogoon ak Habib ak Baye Abdou Fall. waxtaanee produit l'écran yi nga xam ni moo lay gunge ci émission bi ci at mi yëpp ñu ñëw. meew mi léegi dafa am fromage l'écran. waaw muy fromage fondant bu neex a neex. te itam ak lan. te dafa am tam meew moo xam ni dañ ko jagleel ñi nga xam ni dañoo diabète ak ñi bëgg régime. voilà boo xoolee couleur yi boîte bi am na ci boo xam ne am rëdd wu rouge boobu ku mu neex jënd naan def sa ndékki mbaa nga xooyal sa njarmu soow. boo nekk da nga am diabète nag. mbaa nga am ay jafe-jafe comme man na yore biiru patron bëgg mu dëñ. booy tëdd guddi rek da ngay naan léeg-léeg jël sa ñetti kuddu meew xooyal ci ndox mu sedd tuuti rek. mu doon zéré. daal di koy galaxandikoo. mu doon zéré. waaw boo yeewoo di nga am loo yëg. fromage bi waaw amul morom. jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba. ñu daal di wéy ba léegi kon ci programme bi waxtaane le 19 balaa ñuy ñëw ci suñu gan gu mujj gi si émission bi le 19 nga xam ni réew mi yëpp a koy xaar Papa Sow bëri na ba noppi léegi Boy Niang ak Tapha Tine ñoom ñaar la ñu war a boole ci arène nationale le 19 bii di ñëw mu nar a nekk combat itam boo xam ne mucc ayib la nar a doon. le premier dina metti de. waaw le premier dinañ ci ñëw parce que par étape la koy def waaye xam nga Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 borom takk ci rib boobu ba léegi ñi ngi leen di xaar. Boy Niang cappaacoli gi ak Tapha Tine borom takk ci rib ñi ngi leen di xaar. Boy Niang dem na France waajal boppam ñëw. ñi ngi leen di xaar ñoom ñaar Tapha Tine boobu ba léegi mi ngi làqatu keroog ci face à face bi rek la ñu leen gis mais dañu leen gis rek mais jotuñu xas-xas loolu ndax affaire dafa mujj terminer en queue de poisson mais en tout cas combat du ko dàq. du ko dàq. combat du ko dax ndax itam. Thialis moom moo ko tëgg Pape Thialis Faye moo tëgg boobule combat ngay gis Boy Niang digganteem ak Sa Thiès loolu ca stade bële la xewe woon bu mag ba. Léopold Sédar Senghor mu wane woon foofu xarañteef bu mat sëkk ca pàccoli bi waaye ñu ngi koy booleeg xale boo xam ni moom itam dafa bëreeg ay morom bëreeg ay maasam te wane. boppam bu baax a baax ci li nga xam ni moom moo di wàllu làmb ji mën naa doon pàccer combat boo xam ni luñ ca séntu rek war na ci mën a am. lépp a nekk ci biir lépp looy séntu ci combat boobu daal. bul sori lépp a ngi ci biir. combat du ko dàq en tout cas. ci bés boobu ci la Tidiane Faye ak bu Lansar ak Alioune Seye Junior bu Waalo war a bëre. Santa ñi ngi mi nga doon wax léegi day bëre waat waaw moom moo ciy bëre ak Tanor bu Diourbel. Cerveau. bu école de lutte sàkku xam-xam moo ci bëre ak fils de Max bu Lansar. fils de Batlin moom bu sàkku cosaan la nekk moo ci daje ak les junior bu Double Less. Demba Thiaw numéro 2 écurie Yoff war ci daje ak Alla Gueye numéro 2 Kër Mbay Fall. Bateau 2 écurie Tivaouane Peul war ci daje ak Bandi 40 ans bu écurie Bargny. Digër bu Yoff mbooloo war ci bëre ak Tas Yaakaar bu xam sa cosaan. Taawu Anta écurie Jëf Soga nekk war ci bëre ak Bourba Jolof bu école de lutte Bosco Sow. Maam Baba écurie Taïchinga war ci daje ak Cheikh bu Waalo bu école de lutte Balla Gaye loolu mooy programme bi nga xam ni Thialis mi ngi koy waajal mais en tout cas lamb ju rëy moo nar a nekk noonu ndax Tapha Tine ku taxaw ci kanamam yaakaar na ni moo la mën bawol yëpp mobilisé wu nekkaat ci ginnaawam fas yéene koo gunge. Malick xanaa xamul lu cappaacoli gi. Malick xanaa xamoon ni lu indi defetam ci bi muy dugg làmb ba fi mu toll njàmbaar gu metti ku muy bëreel wax nga dëgg foog na ni moo la man bu daanoo sax daanu yësi. kuy dajeeg moom it boo demee ci sëñ ba da nga ko naan téyel ma loxo yi ndax loxo yi tubaarkàlla saf na sap waaye ki muy dajeel kooku c'est un mathématicien. ki muy dajeel c'est un technicien Pikine yëpp yaakaar ko moom tamit waa Bawol bala ñoo ñëw Pikine fekk waa Pikine toog di leen xaar. parce que Boy Niang mi ngi dëkk ci taatu arène nationale bi. combat bu nar a neex lay doon incha allah te ñu ngi ci jëm di ko xaar avec beaucoup d'impatience tey ñaan yàlla nag mu nekk rek combat bu nga xam ne zéro violence lañ fay gis. zéro violence ñu wax itam ni waa Kajoor production. ñoo ngi tëgg le 9 Kajoor production Ibrahima sama doom Ibrahima Diop. moo ngi waajal le 9 ci Stade Iba Mar Diop Malick Thiandoum boobule bés man maa la ci invité. ndax Ibrahima sama xarit la. Ndiaye Tine lay tëgg Ndiaye Tine lay tëgg
moom moo ciy bëri. Ndiaye Tine lay tëgg Baye rek. Ma Jon Junior. xam nga Baye Ma Jon Junior. Kajoor production nag sama Kajoor la. waaw kay sunu ndax man maa juddoo te xolu Kajoor. waaw kay sunu ca ngaay mexe kon ma nga noonu. diggante cëgg ak mbaylaar kër ma jóob jëmb ak ñaaxeen pekkees ak cilmaxa kuur ak joor kuur ak mataar kuur ak dek kuur ak xàndan kon ma ngoog biir gu rëy njandëkku ak li ko wër yëpp man foofu laa baax kon fekk ak santu siin ak kel ak santu siin waaw kon Diop Ibrahima di maa xam fa ma promoteur bu mag bi. waa di nga dem ba Ndande. ba Ndande Fall. waaw ba Ndande Fall moom mooy kon promoteur boobu nga xam ne moom moo tëgg la loolu boobu la làmb Ndiaye Tine ak Baye Ma Jon Junior numéro 2 le 9 rakku Baye Ma Jon la janvier ca stade Iba Mar Diop lay doon boobu le combat am na yeneen combat yu bëri ñu ca toftal waaye dinañ ci ñëwaat invité ko fii ci plateau bi mu waxtaan ak ñun ni ko tax mu ñëw ci làmb ji ak li mu ci nam mu def yëpp waaye Malick demoon nga Mbour seetaani làmb indi image yi indaale promoteur bi teg ci tel plateau bi. waaw noonu la xam nga nit bu nekkee ci waar wi di soog a ñëw dañ koo war a gunge may ko fit baara mi nga xam ne ndaw la yàlla wërsëgale ko as tuut nag mais mu ne li ma yor mu néew mu bari dinaa ci jàppale jeunesse su Mbour di tëgg ay làmb mu tëgg làmb ju rëy diggante ñaari doomu Mbour kenn ki sax gonek ngaay la gonek kajoor la muy Boy Ngaay daje ci ak ki nga xam ne moom mooy général bu Bombardier général mi ngi soog a daanu foofu ci Mbour général waaw. général bu écurie Bombardier mi ngi soog a daanu Boy Ngaay ko daan du ma wax la ca biir yëpp waaye promoteur baa ngi nii toog ñu ngi koy nuyu di ko ziar baara ñu ngi lay dalal jàmm ci plateau TFM nuyu de la lutte. waaw Alaaji Malick ñoo ngi lay fay di la ziar di nuyu Malal Senior di nuyu suñu Papa Thier di nuyu également Bébé Saloum waaw Malick ñëwoon nañ Mbour fa làmb ju rëy wax dëgg yàlla tamit wàcc fa tamit coow lu rëy laay wax coow lu rëy waaw ndax ki nga xam ni mooy général Diouf mi ngi soog a daanu foofu combat boobu nekkoon combat soog waa Mbour gépp bëggoon ko mais yàlla ci ñun la ko jaarale ci ñun la taxawee yàlla def tamit ñu tëgg ko muy combat bu mucc ay neex lool macha allah. mais nañ dem stade ba. yóbbu na stade ba Malick. Maaw dugal ñu foofu rek. ñu soog a génn soog a mën a waxtaan ak moom. ndax am na ñu bëri ñu ko jàppale ci jour bi. mbokk yi ñu ngi fii ci Mbour stade municipal ngeen taxaw ci bunt bi gis mbooloo mi nga xam ne moo fi daje. Bara Sarr di promoteur bu bees nekk ci Njàmbur production moom moo fi fas yéene amal gala bu mag. tuddee ko son excellence le président de la république combat bu mag bi war a dox ci diggante général Diouf bu Bombardier ak ki nga xam ni moo di Boy Ngaay bu Diamaguène toftal na ci yeneen ñetti combat yu nga xam ne bëre dóor la waaye yamul foofu am na yeneen combat yu nga xam ne bëre simple la toll nañu ci ñett kon mën nañu wax ni gala mix la bëre dóor bëre simple fii ci Mbour. Boy Niang Boy Balla Boy Niang Boy Balla jàppante attention Boy Balla nga koy jéem a fàq waaye Boy Niang bañ na bàyyante nañu téere ba dagg na Boy Niang Boy Balla jël na ko woggi na ko attention mbot ma Boy Balla daan na Boy Niang Boy Balla daan na Boy Niang victoire de Boy Balla sur Boy Niang. Petit Baye Fall BBB 52 Petit Baye Fall jàpp na ngemb BBB 52 ma nga téye ca ngemb la waaye neexu ko BBB 52 beneen loxo ba jàpp na Petit Baye Fall yanu na ko dóor ca suuf ooko Petit Baye Fall te nga bëre ba mu leer walla looloo leer Petit Baye Fall doon na ko kuuru Baye Fall ga BBB 52 daanu na nee na kii dafa ndaw wutal leen ma ku gën a rëy ku gën a dijj ku gën a diis daan na ko ñaari yoon ci biir combat bi ñaari yoon jogal bébé boo màggee dina baax. Troisième combat lutte simple
Général Falok yor ngemb lu xonq li ala accu yor ngemb Lagos bi jàppante nañu ca kaw Général Falok ala accu Général Falok sukk na bëtu wamam doon ko jëli jotu ko jàppante nañu Général Falok ala accu jëm na ko padd Général takk na ko daan na ko Général Falok daanati na Général Falok garde son invincibilité victoire Général Falok sur ala accu nga bàyyi nga yaa ma gën a xam Elite Vision li nga maye léegi boo koy maye de du baax ndax yaa ma gën a xam fam la yegg sori na yaa ma gën a xam ngay jàpp ca ngemb la jàpp na ca géej ya yaa ma gën a xam jëlaat na ko Elite Vision mbalu tànk la waaye ponkal ndax xaj na ci yeel Elite Vision yaa ma gën a xam war na la ndombo yaa ma gën a xam sukkar bi na ko dóor ci suuf yaa ma gën a xam na dara yaa ma gën a xam am na dara Elite Vision amul benn vision Elite Vision n'a rien vu yaa ma gën a xam daan na ko jël bu rëy tey mu nekk journée bu nga xam ne da nga ci boole ñaari bëre muy bëre simple ak bëre dóor juróomi combat bëre simple ak ñeenti combat bëre dóor tudde ko ay kilifa yu mag mais mel na ni tey waa Mbour wuyu si nañ la xel dal na wala xel dalul Baara. waaw El Hadj Malick ñoo ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax waaw dañ lay wax ni tey moom wax dëgg yàlla waa Mbour wane nañ ni wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee rek Mbour moo leen ñor mais làmb leen ñor ndax Mbour ñëpp teew nañ mag ndaw góor jigéen ñëpp ñëw nañ wane ni ñii kat bëgg nañoo jàppale Njàmbur production ci li ci suñ kanam incha allah. kontaan naa trop ci bisub tey bi bon c'est la première fois dans ma vie mais vraiment lu ma bett la daal lu ma surpris la te sama xol daal fees na ci lii parce que je n'attendais pas à ça kontaan naa. arbitre sifflé na Konaté Kounda Yalmaksen attention Yalmaksen Konaté Kounda jàppante nañu dem nañ ca suuf kurpañ yaa ngay dal oho la ilaha illallah xale yaa ngi bëre ji gi xeex Konaté Kounda Yalmaksen dooraat na Yalmaksen moo leen woon gannaaw Yalmaksen onkan mbolo Konaté Kounda warang Konaté Kounda jël na ko Konaté Kounda jël na tànk ba Yalmaksen bañ na Konaté Kounda daanu nga Yalmaksen daan na Konaté Kounda Antenne ak Bolton kurpañ yaa ngay dal Bolton jël na ko Antenne daan na Bolton daan na ko dóor ko Antenne daan na Bolton dóor ko. Bara Sarr yàlla moo ñu boole cofeel am suñu diggante commencé rek ci maanaam kuy jaay ak kuy jënd maa ngi lañ commencé mais ak yaram ak dalam fexe ba lépp lu mu dugg maa nga ca lu ma dugg mu nga ca kon bu amee lamb ju toll nii tuddee ma ko man doomu Mbour ma ànd ci ak vraiment ay doomu Mbour muy Cheikh Issa Sall muy Maguette Sène muy suñu kilifa gi nga xam ne yónnee délégation bu am solo muy le ministre Mansour Faye duñ def lu rafetlu ko sant yàlla baax a baax te di ko ñaanal nag moom mi nga xam ni bàyyi na xel lamb dama bëgg lamb it bàyyi ko xel. tey jii daal bésu Abdoulaye Sarr la ñu ànd ak monsieur le maire Maguette Sène le meilleur DG le DG du COUD ki nga xam ne moo moderniser le campus social de l'université de Dakar jël université de Dakar def ko comme université bu Paris def ko comme université bu awaat ay yéel fi mu nekk yooyu yëpp namatuñu ko parce que Maguette Sène jël na université de Dakar def ko noonu. juddoo Mbour nekk ci département bi am mbokk Mbour nañ ko jàppale parce que xam nañ ne bu jëlee Mbour dootuñu tudd Malicounda. Mbour ci xel yi Mbour ci xol yi. maa la ko wax. Mali
Lanseur daw na song coonu gaal tëkku ko ma nga sëq ca geño ya Lanseur ak coonu gaal Bébé Lanseur écurie Bouba Assurance moo ko indi coonu gaal écurie Lamb Géej drapeau Maguette Sène maire de Malicounda DG du coude coonu gaal ak Lanseur ña nga jàppante coonu gaal Lanseur coonu gaal moo leen wan gannaaw Lanseur moom ngeen jàkkaarlool Bouba Assurance ko indi coonu gaal Lanseur attention coonu gaal Bébé Lanseur galgal ba coonu gaal rëpp na Bébé Lanseur coonu gaal a ngi door la ilaha illallah pop la ilaha illallah metti na xeex bi metti na kurpañ yi dal na Bébé Lanseur def na demi flexion coonu gaal tegal na ko 16 bañ na nee na ko tooguma coonu gaal Bébé Lanseur coonu gaal wër na ko ndombo sempi na ko door ci suuf ma ngay door daan na ko coonu gaal daan na Bébé Lanseur jël bu rëy ñoom ñaar ñi fuñ ñu yenduloo dinañ fa yendu fuñ ñu fanaanloo dinañ fa fanaan ndax seen yar ak seen bëgg mbuur loolu lañ amoon ci li ñuy wax di gërëm promoteur bi di wax ne lii rafet na lool. Dimanche 21 novembre 2010 ay waay dimanche 21 novembre 2021 attention la ilaha illallah Boy Ngaye daan na général jël bu rëy jël bu gaaw jël bu set la ilaha illallah général julli na Boy Ngaye ne woon na ko maa la ëpp doole maa la man li ñu bëgg nag mooy ñu jox ñu champion yi nekk Dakar parce que waxoon nañ ni mooy roi des arènes yàlla dimbali na ma ba daan naa ko kon nag dama bëgg ñu jox ñu champion yi nekk Dakar wala Thiès. tubaarkàlla wax na li mu bëgg fa nga ne Malick lamb jooju lamb ji neexoon na. non lamb ji neexoon na yaakaar naa ni li nga xam ne moom la ñu seetaan noonu wane na ni rek bés bi macha allah ala daw me na ndax ki nga xam ne tey jii mooy promoteur bi. Baara waa Mbour dañ ko wuyu si autorité Mbour yi wuyu si ko. parce que boo xoolee ñi fa teew ñëpp ci ay kilifa te moom mii muy tout tànk di xale. ñoom ñu wuyu si ko loolu je pense que satisfaction la mais dafa dundal Mbour mais ci moom la ci jikkoom la parce que dégg nga léegi ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Sarr li mu wax te bés bi ak Cheikh Issa ak ki nga xam ne moo di Maguette Sène ñoom ñëpp jàpp nañ ci mais ki ci gën a jàpp mooy Abdou Lahad Sarr ndeysaan ñëwaatal ci loolu waaw Alaaji Malick comme ni nga ko waxee rek Mbour ñëpp wuyu si nañ ñëw képp ku fay autorité rek keroog bis ba teew nga fa waaye ki ci gën a teew dañ di ko beral sant kooku Abdou Lahad Sarr la dëgg yàlla mën nañ ni li ci ëpp doole moom moo ko def ba pertoo ci làmb waaw ba pertu ñu ci wax dëgg yàlla te tey mooy première ñu organisé dëgg yàlla te pertu ñu ci sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax da nga bëgg a tëgg beneen journée waaw ñaan nañ yàlla ñëwaat non ñi ngi ci nii incha allah bu fekkente ni yàlla may nañu liñ bëgg janvier bëgg nañoo décoché beneen incha allah. foofu ca Mbour ba tey ca Mbour waaw. doo tëgg Bébé Saloum mii rek benn yoon. wala attanagoo ko. Bébé Saloum naa ko bàyyi ak Père Gaston. naa ko bàyyi ak Père Gaston. nga mbapat ba ci kanam. waaw nañ mbapat ba ci kanam rek. Toubacouta. waaw Toubacouta waaw kooku ñu ngi ciy lewaatoo. ñu ngi lewaatoo tamit. Pàccaam Lion Braille. Robel Ndiaye yëpp daal ñu ngi ci dox. en tout cas daal bu ci taxaw rek bëgg nañ incha allah. dóor ko ci janvier bi incha allah. dóor ko ci janvier bi ñu fàttali ni itam lambu Balla Gaye numéro 2 ak. Bombardier le 1er janvier 2022. Gaston Production moo tëgg boobu le combat nu xool teaser bi soog a ñëw.
laa ilaaha illallaah Gaston Mbengue ngoogu le Don King de l'arène li ñu koy woowee dafa wuyoo tur bi. non Don King lu drapeau papa la nag. drapeau Seydi El Hadji Mouhamadou Mansour bal xaw mi. yal na yàlla sàmm ko. dooli ko taxaw dooli ko dëgër. amiin ndax itam tabarkàlla dafa di un monument ci réew mi. waaye lii Gaston wane ci teaser téeñ la rek. yenn ñëwul waaye xel dal na. xel dal na Bombardier ñibbisi na. bi ma jógee Mbour démb ma gisee ak Moussa Loss mu ne ma bomb ñëw na te forme bi mu indaale macha allah. musu koo yore. ki nga xam ne mooy Balla Gaye lundi. gannaaw lundi ëllëg. suba incha allah rabbi suba ñu ngi ci sax. waaw bu ci kanamee lay ñëw. aéroport. est-ce que ak siwul. AIBD. ci lay ñëw moom tamit mais ñoom dañu am jàkkaarloo le vendredi 10 décembre à partir de 17h ca stadium Iba Mar Diop sécurité bi dina doy invitation moo fay dugg. mooy ajjuma bii di ñëw. ajjuma rek. ajjuma bii di ñëw. amul fay sur invitation la ñoom ñaar ci la ñu war a def jàkkaarloo bu rëy. un show à l'américaine lay doon. à l'américaine lay doon. Bombardier Balla Gaye 2 jàkkaarloo waxante xas-xasloo ñu jëm le 1er janvier. tabarkalla jour de l'an. cadeau de nouvel an. foog naa ni bés du gën a rëy boobu la bés. non et puis c'est l'acte 2 parce que daje woon nañu. bon ba foqati couronne bi yóbbu ko Mbuur. te Balla nee na. man ku ma dóor di nga ma abal yar bi ma fayu. Bombardier ni ko man maay le B52 de Mbour. damay ñamaat. Pàcceer. Balla nee na ko ñam weddiwu moo ko dee ni ñam nga. dootoo ñamaat de. waaye dootoo ñamaat de déedéet. mun ko danaa ñamaat de mun ko dootoo ñamaat mun ko dinaa ñamaat. ndongali dañu koy sarax mbaa mu tibb ak dooleem dem. waaw. mun ko bu ñuy di tibb si ak dooleem di dem. dafay fekk doolee xel. moo tax doo tibb doo yóbbu. pàcceer guddalum fan. maa yóbbu. waaye pàcceer guddalum fan. kii ni maa yóbbu kii ni maa yóbbu. yóbboo ngoog jël leen yéen ñaar. combat bi noo ko gisee. combat bu neex la njarneem la parce que Balla daa bëgg a weddi tuuma Bombardier ne ko maa la man. combat bu naqare. man li ma gis ci yow mooy da ngaa dégg wolof. te man loolu daf ma yitteel. waaw waxande wuñ defi wax lañ rek. wuñ ngeen ñuy laaj ma ñëw. sëñ Moussa Ka di sa maam moom boo déggee wolof wàcc nga. di doomu Saloum pire sama maam yar ma. ma mag samay morom maas ak samay nijaay samay maam di samay xarit. loolu tax ma dégg wolof. combat bu neex la parce que ñaari bee yi moom man li ma naqari mooy dinañ bàyyi làmb te du ma si ñam ci ñoom ñaar kenn rek. mais ñoom ñaar ñëpp bëggoon naa leen daan naa. wan leen bee original bi moo nekk nii. waaw maa ngi dégg loolu. waaw bee original xam nga bee Bombardier bee la Balla Gaye bee la Bébé Saloum bee la. yow toll naa ne ñoom mën naa leen mën. yow ñaari bee nga bee nga. waaw kay ñaari bee la. ba pare léegi ñaari bee war a mën benn bee. dëgg. waaw mais laamu ju neex la nag may leen di ñaanal et puis di ko encourager moom Bombardier parce que ci biir laa nekk doon seetaan combat bi MMA. ndeysaan mu nekk loo xamante ni si combat moom moo nekk gañ ak gagnant quoi. perte na ñu ko ci encourager. xam nga sport noonu la. di leen ñaanal bis ba yàlla def. ku nekk ñëw ci jàmm que le meilleur gagne. parce que man aw ma benn mbër laa amoon bàyyi na muy Tyson. amatuma mbër yëpp laa war a daan. du yomb de. mbër yëpp laa war a daan combat du ko dàq. moo tax amatuma mbër quoi. te nag wax dëgg yàlla ñu ciy gërëm bu baax Gaston. Assane Ndiaye tamit mi ngi waajal lu rëy. moom tamit mi ngi jëm le 16 janvier Bawol production ci drapeau Abdoulaye Diouf Sarr benn tàkkusaan juróom-ñaari grand combat loolu la nar a def caat bu Yoff moo ci daje ak Youssou Ndour waaye nag am na yeneen combat yu nga xam ne toftal na ko ca caatu ngéwël Boy Dakar drapeau maître Pape Sène Nokia
ak ki nga xam ni moo di Giro Seras dinañ fa daje Koña 2 ak Xeeru Ngor drapeau Dev Live boobu tamit dina fa am George Bush ak Boy Jaxaaw drapeau Baye Morfal am na yeneen combat yu mu ci toftal on aura le temps dellu soit fu mu koy tëggee arène nationale la war a doon su ma juumulee. arène nationale la war a doon. tubarkalla ñu laata ñu dem ci signature Sidi Diakhaté ak li nga xam ne mooy làmb ji war a tëj nuit de la lutte bi ñu def tour de table. déedéet du ñu dem tour de table non Sidi Diakhaté yi tamit dafa am drapeau. le 12 pour le réseau d'appui au développement de Thiès dimanche 12 décembre lay doon. parrain bi mooy dimanche prochain Habib Kane mu sëñ Babacar Sy. le grand combat diggante. Mbul bu Tiwaawan ak Auguste Mbagnick Sène. Auguste Mbagnick Sène. waaw le retour de Auguste. mais ki ñu tuddee bis bi moo doy waar. Habib moo jàppale jigéen ñi. moo jàppale ndaw ña. tëjul buntu këram. tëjul bureau loolu lépp ngir lu jëmee Thiès kanam ak lu jëmee askanu Thiès kanam. loo ko naxee nag ni sunu baay ba Seydi Aboubacar Sy mu sunu maam Seydi Hadj Malick doy na ko. waaye bu ñu fàtte le 9 dañuy ñëw fii de Iba Mar. le 9 ci Kajoor production. Kajoor production. dañuy ñëw foofu ndax combat yi wax nañu sànq Ndiaye Tine da ci war a bëri ak Baye Mandione numéro 2. combat spécial ba metti. Njaga Thiam. ak doomu Pape Diop ba sonn ak Boy Niang. loolu combat yu neex la. moom tamit ñu koy encouragé ah. Kajoor dina ñëw ñu koy encouragé vraiment parce que man boo gisee ma déplacé Baara depuis Mbour indi ko ni ko ñëwal. àdduna xam la parce que à travers la TFM ñëpp dinañ la xam. dama koy encouragé. parce que làmb boo ci duggee dina am ñu lay jéem a découragé. daan la galgal tuuti di la jéem a galgal boo ci duggee yi tamit amaana nit ñi dañ lay yenn animateurs yi sax dañ lay xeeb. mais ñun fii promoteur bu ndaw ak bu mag la ñu yemale. amul dañ lay ubbil suñu ay bunt. en tout cas ñu ngi lay encouragé bu baax a baax a baax. looy boo ñëwee ñu ànd ceeg yow liggéey. may gërëm bu baax may sa bu sant yàlla boutique. bërki démb dama dem boutique am mu ne ma Malick fii ba saison biy jeex mbub moo solati. tissu ba maa la koy jox. boole la ak tailleur bu la ko ñawal. loolu yi tamit ma ko ciy gërëm waaye nag tey da nga maa toppandoo. dama topp say tànk rek. boy xam nga dama topp rek say tànk non il faut arrêter parce que man Khadim Kébé man moo may ñawal. moo nu ñawal tey. waaw moo ma daan ñawal. bis bu ne mais nga dem fa ginnaaw ma ba mu ñawal la. daan ko liggéey ñawal Malick dafa rafet ñawal ma ci. gis naa ko mu sañ sa ñëw sañ sa ñëwaat ma topp ay tànkam. bu ñaawoon de donc. Khadim Kébé confection Liberté 5 la nekk en face. xel mu rafet la mi ngi nekk Liberté 5 en face. bon élève dana tax nga doon bon élève. voilà c'est merci beaucoup. même tissu mais waroon na wut beneen tissu mais même tissu. voilà dañ ma takk mënu maa pousse mais kon nga am lu naqari. Khadim Kébé confection mi ngi nekk Liberté 5 production la. xaaral jox ko sa numéro taille ba pare bu nu yàqal. waaw Khadim Kébé confection mi ngi nekk Liberté 5 en face Sonatel Pàccer doom may ma joxe numéro téléphone. téléphone dama gis 77 426 11 84 76 650 11 50. waaw kay bay waaw mu ngi noonu mooy Kébé confection Liberté 5 en face Sonatel bi. numéro baa ngi noonu ci 77 426 waaye ci jur gi la bu ñu jógee rek song leen bàyyi Pàccer. Rasulaay di ma solal. may sa Cheikh Omar Fouti may sa borom sant yàlla bu na Pàccer ñëw nga daggal ko numéro rëy mu sol ak sama waa ji may sa sama doom la li mu la wax na ma ko manal waaw kii Aminata Tall mu Bachir Tall sunu sëriñ xalifa Cheikh Omar Fouti moo ko def waaye ki def lii gaawaan couture la. gaawaan sama gaawaan mooy sama bas gaawaan yéen ñëpp gaawaan da ngeen ma fa fekk sama doom la. waaw jërëjëf moom alima soxnaam ñi ngi rek masawuwaat encore une fois Papa Sow. bu baax a baax di masawu Sita di masawu Papa Abdou Fall. li xew gënalul kenn. te yàlla na gëj ci masawu parrain bi. masawu parrain bi. Mame Boye Diao aussi ak ministre des sports ñëpp. am nañu lu leen metti ndax bu ñu sañoon loolu du am ci seen kanam. mais nag bon. masawu le CNG. Bira gën a am tey lu ko Bira mérité wul lii. jaabante na ba sonn moom mooy sa njaay. voilà lu ne def nañ ko pour régler problème bi. bébé mais tàggoo Sénégal. waaw xanaa di masawaat axlu làmb rek parce que li daal ñëpp la dal. départ ci Pape Abdou Fall ci mbër yi. kulluxum rek te làmb laal la rek ñu ngi lay masawu parce que li am gënalul kenn. waa di gërëm nag ku ci mel ni suma mag Gris Bordeaux. vraiment sonn na ci suma yëf yi lool. ak waa association des lutteurs yëpp
ak waa Dekki Làmb di gërëm suma mag suma xarit Mamadou Bara Gaye monsieur le maire Thiaroye Kaw tamit sonn na ci sama fi lool Baara borom baax la monsieur le maire xam nga di gërëm addiya mi ndeysaan ba ma dëkkee Cap Manuel ñu ni ma fa kàpp solol moom kàpp moom rek laa doon gis ñu taañaañal ak man jël mi yóbbu ma sibi xutaan ma dem gis fa ñu may reetaan ma ganale ko ak ay melentaan moom rek laa doon gis macha allah ñu bës ma ci oto outil bës ma ñëw gis fa lu ma yaakaarul woon ne am na moom rek laa doon gis tawati xel dab ma ngir li ma gis xamuma ko ñu yóbbu ma pavillon spécial moom rek laa doon gis kon ngërëm ñeel na ko sama goro bi itam sama rakku jabar la macha allah mais suma xarit la tubaar fakal ndax ba ci suma doom bi mu delloo ñoom ñii ñoo ko jëloon dem denc ji ko lañ fajee sama jabar sax moom mii di rakkam moo ko joxe xaaruma ci yal na yàlla fay ko Mohamed borom ñaari bébé waxaale wuñ ko moom tamit aussi suma xarit la demba noonu daa am seex Mohamed borom ñaari bébé yi waaw moo nekk ne mooy borom ñaari bébé yi bébé julde mag rakkam la waaw mais maay mbërëm war na maa wàll man damaa bëgg seex waaw bébé julde rakkam la waaye man maay mbërëm bëgg am ay seex ci lamb ji bébé Saloum ak bébé julde waaye dégg naa li mu wax waaye man damaa bëgg am ay seex moo tax ma ne yàlla mu wax ci bébé yàlla na ci yàlla dimbali di gërëm Assane Ndiaye aussi doon na ma woo lu bari doon na ci jàpp di ko ñaanal tamit lu dëkk yàlla na ko daan sonn na ci torop waaw di gërëm suma rakk di ko ñaanal yàlla mbégte mi maam yàlla na ko gane si muy bébé Diène di ñaanal Kaw Cissé notification yàlla na sama borom dogal balaa semaine bi ñu ngi ñaan procureur mu jàppale ñu bébé Diène taxaw ñu àtte ko mu génn ñëwaat ci la na ci axlu làmb yëpp na ci axlu làmb yëpp jàpp ak Kaw Cissé axlu làmb yëpp nañ ci jàpp ñaan ñu bàyyi ñooñu maa ngi gërëm waa pavillon spécial bu baax a baax a baax surtout Major Badiane Major Atinga Major Pascal Major Résiste maa leen di gërëm bu baax waa Rëbës nag maa ngi gërëm waa chambre 50 imam Ndaw maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ña fa nekk aussi di gërëm suma waa koñ di gërëm suma famille jabar parce que man dama dem ba bokk ci famille boobu noonu ndax niñ ma taxawoo sama ginnaaw amaana bu ma fi nekkoon ndax dinaa ko mënee noonu ndax 9 mois laa wan sama jabar ginnaaw gisuma ko ba ni ko yàlla maye leer mu dellu gisoonte wuñ bi ma génnee ajjuma ji ma génn la may doo gis ajjuma lañ ma tëj ajjuma lañ ma tijji macha allah mbir la de ajjuma laa dugg ajjuma laa génn mu nekk loo xamante ni si sante naa ko suñu borom ndax ñàkkoon faa jaar wérul woon ci man ndax jàngee naa fa loo xamante ni ci ñeenti miir yooyu suñ ma ko nettali woon te teewewu ma ko ma weddi ko allahu akbar wallahi azim ci ay métit ci lépp ci injustice ci xañ nit ak xam ak yelleefam ci lu bari ci détention waaye lépp it nag longue détention njàmbaar la ak longue détention yi fa am d'instruction yu bari ya fa am ci wax yàlla taxawu leen na yàlla taxawu ñooñu seeni mbokk tam nañ leen bàyyi xel te xam ne mbaam gàtt na waa jur gi la bokk jërëjëf kenn tànnul boppam man de bu ma doon tànn sama bopp doomu Serigne Touba laay doon ba Alaaji Malick mbaa waa bokkoon ta Njaasaan waaye yàlla tànn fi ko neex boole ma fa may bëgg nag nit di jokk mbokk nag ku jokk mbokk yàlla jokk la ku dog mbokk yàlla dog la na ni rafetal jikko yi jéem ci lu bari kenn du gën sa mbokk waaw mun ngaa ëppale say mbokk mais mu leen te boo bëggee saw doxin rafet faaw nga taxaw néeg leen man de samay mbokk rek laa am maa ngi jéggul sama mbokk yëpp ngir tiis bi ma daloon mu metti leen maa ngi jéggal waa Sénégal di jéggal ñëpp tam képp ku wax rek damaa jël ki ma bëgg te defalu ma ko dara jëndee ki ma bañ te defuma ko dara ndax nag aw ma ay noon ay non comprendre laa am ndax ki nga yendoolul xamoo ci moom lu wér waxuma laa kan nga dëkk ak moom léeg-léeg nit nag da nga koy xam diiraaw ngeen nekk xale bis jot ñu bind ci moom solo yi nga gëm loolu fàttali nga xam ci moom looloo yàq Sénégal man maa baax malal baaxul suñ ko génnewul ci xol yi ci jafe-jafe rek la ñuy dëkk saa yu bu lii fayee it leneen judduwaat nañ rafetal xol yi yéeneen te jàmm te xam ni nit sàkkul boppam yàllaay sàkk boppam maa ngi dëkkaat Sénégal yëpp loxo nag di wax ni Baye Fall bi daal delsi na woyof lool wax dëgg yàlla bëgg combat yu gaaw te bari waaw war a defaat carrière bu am solo maa ngi namaat cour gi bu baax waaw suma mère Fatou bu Malika maa ngi koy gërëm bu baax yaay joo xam ne la moom it doon na mu yónnee xaalis ci kaso bi lu bari suma xarit Zal ñi si doon jàpp ñëpp daal ku ci nekk su ma la limul rek suma taawu yaay Ablaye maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ndax moom rek lañ fi dese wax dëgg yàlla gisuñ kenn moom lañ am te koo ne boo nee sama baay bu fi nekkoon ma defal ko lii boo gisee sa taawu baay te defoo ko bu fi sa baay ne woon doo ko def dëgg la moom rek la am muy suma baay di suma xarit suma mag baay ndaw ca Kaolack maa ngi koy bëggee maa ngi bëggee Seef Ndour maa ngi bëggee ñëpp daal waa Kaolack suma dëkk maa ngi gërëm ñëpp saalum yi fu ñu nekk rek
Sidi Ba le grand entrepreneur bu yow tamit maa ngi lay nuyu di la ziar ak Modou Khoule mi nga xam ni tamit sama waay la sama wëllëre la ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. jërëjëf Sarr ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw maa ngi sant premièrement Malick Thiandoum bu baax a baax parce que def na ci liggéey bu am solo. dañu commencé ba fi ñu toll nii wax dëgg yàlla gis nañu ci taxawaayam. di sant tamit Abdoulaye Sarr. du ma tàyyi tamit di ko sant ndax li may wax toujours rek nit la koo xam ni bàyyiwuñu benn yoon lu ñu nekk ma nga ca di woo waa Mbour gépp nag ñu tàllal ko te xam ni taxaw na pour jàppale Mbour. làmb la mujjee di woo waa ahlu làmb yëpp nag ñu jàppale ko ndax nit la koo xam dafa bëgg làmb. bëgg na sport yëpp mais làmb ci raw. waaw làmb de moom am nañu solidarité ku ñu jàppale ñu jàppale. waaw di sant Abdoulahat Ñang maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Lamine Kane stafu Njàmbur production yëpp maa ngi leen sant bu baax a baax. di leen wax ni nag nañu waajaat jëm janvier incha allah. jërëjëf defaat lu rëy ci kàttanu yàlla. jërëjëf merci sant waa Médine bu baax a baax sant Liberté ñun ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax. sant stafu Abdoulahat Sarr ku ci mel na Bouré Diom coordonnateur maa ngi koy sant. Boubou Sow Sidi Fall. ñëpp maa ngi leen sant bu baax a baax di sant maam Sidi maa ngi koy sant bu baax di sant Pam Ndiaye Pam Ngom ñoom ñëpp daal maa ngi leen sant bu baax. ñoom ñëpp rek boo bëggee lii fi mais dafa dul matal. jërëjëf maa ngi sant bu baax a baax di sant Malal. jërëjëf. Pa Thierno maa ngi leen sant di sant Bébé Saloum. jërëjëf ñëpp maa ngi leen sant bu baax a baax jërë ngeen jëf. jërëjëf merci beaucoup ku mujj ci yéen ñaar. Baye Malal maa ngi jégalu. waaw sama soxna dama ko sant te moom sant gi. ah moo ko moom de ak ndax jekkulul toogaayam bu ma génnee. maa ngi koy masawu coono. ndax nag ba mu amee doom ak léegi sax matagul 2 mois. dégg na lu ne teewul mu nekk man du sama jabar suma yaay la. sama taaw bu jigéen la. mu nekk ku ma comprendre nekk ku ma jàppale. ku la muñal. barkaale jërëjëf bébé Saloum Pathier. Malick mooy wax. Malick mooy wax. non c'est l'émotion. Malick waxal. c'est l'émotion ñu koy masawu bu baax. di wax soxna si lu mu muñal jëkkëram rek. yàlla na ko yàlla may takk ndeer bu nga xamante ne dina ko wallu dina ko jàppale. te ku ñuy tudd la ci lu baax incha allahu rabbi. Malick ñu muñ la yàlla àndal muñal bébé rek la yàlla àndal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad. Pathier xaaral wax la damay tàggoo. yaay tëj émission bi yaay tëj man du ma tëj yaay tëj. waaw yaay tëj parce que daa am waaye yaay sama kilifa. lambu ñaning bi ñu doon xam nga lu ma bëgg malal. xanaa Pathier xaaral ñëw waaj dama ay bouton sama bos amul li bouton loolu tam kebe fa ñu waxtaanee ko. wala tàggoo leen dama wax santuma tamit Njàmbur ku ne xam na ne Njàmbur production. waa Njàmbur lañ jógee. Njàmbur ngeen jógee. waaw waa Njàmbur nag maa ngi leen di sant bu baax a baax képp kuy doomu Louga rek maa ngi lay sant. tubarkalla ndax xam naa ne Louga rek ngay wax. jërëjëf waaw Njàmbur Louga ak lu ko wër la. Pathier tëjal. ba lu bu tàggoo waaw Pathier ñu tàggoo saar ak lépp. ñëwal. ñaari mbër yi xam ne tey ñoo moomoon bis bi. lii dal yéenantewuñu ko woon seen biir. Papa Sow lii dafa gën ci yow. mënoon nga daan tey Siteu yam fa. Siteu lii dafa gën ci yow mënoon nga daan Papa Sow yam fa. wala bu ngeen fa yemul yàlla yokk seeni fan ngeen dem ca kanam mu doon seen barrage carrière. kon ndog moo gis yiw suñu borom la Pape lii deret di waroon a tuuru la. xoolal sa baay bi mu la tiimee sago ji mu àndal ak dal. waaye daf la ca fekk yaa ngi koy won njàmbaar rek bëggoo mu découragé kon ñoo ngi ñaan sunu borom lii la dal yàlla bu mu la dalati. amiin yal na yàlla dàq seytaane. amiin lii lépp seytaane la yal na yàlla dàq seytaane. amiin Pathier bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam. amiin te ñuy ñaan Pape Abdou Fall. massa yow it lii bëggoo ko woon waaye Bira bëggul woon lii. Mam Boy Diaw bëggul woon lii Matar Ba mi ko bung si doon ministre du tutelle ministre du tel ministre du sport toog di sa cheikh di cheikhu Pape Abdou Fall ñuy wax ñetti cheikh yaa ngi ni ñuy wax ñetti doomi Penda Ndaar yi waaw
ngeen ñëw lii am nañu nangu ni dogalu sunu boroom la. te ñu defarwaat deret ju waroon a tuuru ni mu ñëwee ñaaw. waaye nañu ko rafetal te ñu defarwaat waajalaat. defaraat suñu tool beneen boobu bu ñëwee ñun ñëpp bañ fa jógee jox nañu beneen jàngat. muy ñun di CNG di ñeneen ak ñeneen ñi ngànk la bëgg ñëpp. amateur yu ndaw yu mag. defaraat assainir baliser ba mu rafet ba taaru. ñu ne léegi mbër mi yow yaa moom fii mbër mi yow yaa moom fee ba jëwal kostel ci biir fi mbër mi ne. yow ba jëwal kostel fa mbër mee sa mbër ne. lépp indi jàmm yàlla doom li jàmm ci réew mi. amiin amiin amiin. bijou bu toll nii ñu defal amul à travers toute l'Afrique. Merci encore à notre président de la République son excellence Macky Sall. jërëjëf Pathier jërëjëf Pathier jërëjëf Pathier jërëjëf itam ci seen déglu ak seen seetaan ci télévision Futurs Médias ñu bàyyee leen ak li nga xam ne moo di signature de contrat bu Lambi Sidi Diakhaté dimanche jii di ñëw lay doon ca Thiès mu tëgg fa ay combat waaw mooy dimanche jii di ñëw le 12 mooy dimanche bii di ñëw incha allah di leen jox daje dimanche bii di ñëw ci beneen émission si Nuit de la Lutte di gërëm bu baax a baax Aj Malick Thiandoum ak Père Thierno Ndiaye di gërëm bu baax a baax Bébé Saloum di ko mastaw te di ziar bu baax a baax soxnaam di gërëm aussi sëriñ bi nga xam ni moom mooy sëñ Baara moo jógee Baara Sarr jóge ba ca Mbour di Njàmbur sama mbokk nga ndax Njàmbur soriwut Ndar di gërëm bu baax a baax itam Mao Cissé ak toute l'équipe technique bi nga xam ñoom ñoo doon gunge jaa ngeen jëf ci déglu bi salaamaaleykum ñu fanaan jàmm. mooy toppatoo nit. ki tax ñu xàmme la nag ba ñeme la bu la joxee dara boo ko delloo yàqu dara ci li ngay def yaakaar naa ne tey loolu waral bis bi ñu jël ko jagale ko le réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès bi nga xamante ni seen présidente Aïcha Aw moo nekk fii coordinateur bi di Alioune Arma Diouf waaye bu ñu weesoo loolu yëpp Sidi dama koy féliciter di féliciter sponsors yi ko séq parce que sponsors yi séq Sidi c'est des acteurs de développement créé nañu ay emploi mënoon a yem ci créer ay emploi mais dañ cee boole social accompagner Sidi ci li muy def muy distingo di ak keneen yi nga xamante ne ci sponsors yi lañu bokk muy Madar ak keneen kon je pense que ni képp kuy citoyen sénégalais war na bàyyi xel ci ñooñu parce que mënoon nañoo yem ci emploi ñu créé bañ a appuyer lenn ne am nañu ay employés ay sénégalais lañ ñu leen fay yem foofu yaakaar naa ni loolu lu ma tenir sama xol la moo tax ma koy wax. bi ci des it Sidi nee na dafa invité ci cérémonie bi def ci invité de marque dama ci papier yi ma Sidi jox dama gis mu gis invitation mu def invitation de marque invitation de marque bi mu ngi ko jagaleel le président Thierno Alassane Sall ma ne ku bëgg chemise bu rafet marque ngay jënd ku bëgg tubay bu rafet marque ngay jënd ku bëgg dàll bu rafet marque ngay jënd ma ne ku bëgg bulletin bu rafet tànnal Thierno Alassane Sall. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp ñu fi teew ak waa Sénégal yëpp di nuyu le président de la République di nuyu le ministre des Sports di nuyu le président du CNG waaw di nuyu sama fans yëpp ak sama famille yëpp waaw te di wax ne lii sport la yal nañu yàlla may wér ak tàll ba jour ba ñu def lépp li nga xam ne moo ñu war man de li ma war mooy bëre ci fula ak fayda maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy yor ndam yàlla na ma yàlla may ndam mbur laa comme ni nga ko waxee maa ko jiitu ci lamb ji waaw ni ma ko jiitoo ci lamb ji tamit maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may wér may ko tàll ba jour ba ni ma ko jiitoo ci lamb ji tamit yàlla naa ko jiitoo noonu ci victoire bi waaw parce que man tamit am na lu ma soxla ci lamb ji waaw bu baax a baax waaw mais Mbul Saraka yaa ko wax waaye nee na daa bëgg a dem de te bëggul benn grand di ko téye dama koo jiitu na topp sama ginnaaw rek loolu du ko yàqal dara du mën a xew maa ngi ñaan yàlla bu mu nekk ci côté bi mais namuñ rek soo xam ne ay moromam jaar nañ ko waaw bu soobee yàlla maa ngi ñaan yàlla mu may ma victoire bu set wi da ngay xeex ak moom wala da ngay bëre ak moom
waaw xam nga lamb moom lamb la rek waaw noo sentir ak loo gis ci jour ba rek loolu ngay def ñun déjà ñu ngi koy def lépp li nga xam ne moo ñu war mooy entraînement yu métti ci côté yëpp contact physique ak boxe ñooy lamb ah man nag su ma sañoon képp ku may bëreel une seconde ma daan la du ma la laal sax. Habib Kane ñu koy nuyu taaliba Cheikh di ko wax ni ñu ngi koy nuyu bu baax daal alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. léegi Auguste mu ni xale nga bàyyil rek lim la jiitoo ci làmb mu jiitu la ci victoire bi da nga mujj. waaw si nuyoo bi sax damaa fàtte waaw di nuyu sama grand Auguste sama grand la bi ma koy seetaan 12 ans laa am. 12 ans. bi may seetaan Auguste 12 ans laa am 12 ans fukki at ak ñaar laa ko dal seetaan ba tey jii nii. tey yàlla boole la ak moom mu ni kon nga may ko mu continuer rek nga topp ci ginnaaw. non moom kay loolu kay wax la rek loolu daa wax xalaatam rek mais xam nga ni ku ko toog di seetaan 12 ans ba léegi ku ko toog di seetaan wax dëgg fa yàlla na ma bàyyi ma dem rek sama grand la kay